asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV rendez-vous bi léegi xam ngeen ko waxtu wi xam ngeen ko muy 21h30 altine bu nekk gars yi nag nee nañ ma nag Alaaji Ngagne bii daal mooy le rendez-vous des meilleurs le rendez-vous des ténors nee naa leen nag ñeneen ñi am nañ ci place xëy na dañoo tàmbalee noonu rek on démarre fort waaye dinañ ko yaatal ndaxte géew bi yaatu na arène la ñu wax te arène defe naa ni mbër mu ndaw ak mbër mu mag mi ngi ci amateur mi ngi ci bàyyiwul kenn ñi ngi lay nuyu Alaaji Ngagne. maa ngi lay fay Alaaji Malick di la ndokkeel di la ziar baax di la ñaanal yàlla dolli jàmm. amiin dolli ko réew mi te it sunu Sénégal gii tamit di ñaan yàlla dolli jàmm gaal gi. di ko ñaanal ki yor coonu gaal gi. amiin muy le président de la république moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla. amiin ñu ko defal jàmm ci réew mi. waaw da ngay ñaanal borom gaal. waaw coonu gaal. capitaine ba. waaw da nga koy ñaanal. xam nga kii dawal gaal du ne ca kanam. ca gannaaw lay ne. waaw mooy nekk ci coonu gaal ga yor moteur ba. waaw Sénégal nag président Macky Sall ne ci coonu gaal gi. yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin defal ñu ko defal ko réew mi yëpp ci barke Seydina Mouhamad li nga wax dëgg la arène sénégalaise la ñu wax. bàyyiwul mbër bàyyiwul waykat bàyyiwul amateur bàyyiwul kenn même téléspectateur bi nekk këram. dina ñoom it sax am nañ ci wàlla te it rendez-vous des ténors yi la ñu ubbee waaye lépp la ñuy maasale dinañ dem ba benn moment géew bi dootul doon nii. yow xam nga li may wax am na lu ñu ciy préparé. incha allah nga xam ne day doon beneen débat encore. waaw suuf si ñëwagul. suuf si ñëwagul. saako yi ñëwagul. saako yi ñëwagul. yi ci des ñëwagul. borom dënd yi toog fële. xam nga ténor yi ñoo moom décor bi. beneen bii ñëw nag décoru ñeneen ñi la dem ba ci tàkkusaanu làmb ji ñuy préparé. waaw ku mu neex nag mën ngaa def waaye ñun suñu tàkkusaan nag am na ñu ko préparé. am na nuñ koy waajale en tout cas li tax gars yi bëgg ko tudde le rendez-vous des ténors mooy rek ñi fi jaar ñëpp ndax xam nga. foo ni Balla Gaye jaar na fa Yékini jaar na fa Modou Lo xam nga moom la ñu njëkkoon jël mais këram lañ ko jëlee woon nit ñi sax ñu ngi wax kañ la ñuy dalal Modou Lo ma leen nañ dalal Modou Lo beneen version parce que boobu dañ ko dalaloon ndax moom moo jëloon meilleur sportif wala bokk moom la ANPS tànnoon tabb ko ci loolu lañ ko jëli ji woon waxtaan ak moom Tapha Tine jaar fii ki nga xam mooy Gouye Gui jaar fii Eumeu Sène jaar fii Bombardier jaar fi Gris Bordeaux jaar fi affaire baa ngi bëgg a yaatu. Balla Gaye ak Balla Gaye moom moo fi jaar bërki démb tey jii nag am na beneen ndaanaan bu nga xam ne moom la ñuy dalal waaye Yékini mi ñu tudd léegi xam nga ni Alaaji Ngagne ma nga woon ca dëkkam Joal waaye Joal la mu fa njëkk a def mooy d'abord maanaam li ñu tuddee enrôlement ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom la àndal def fa lu am solo lu mat 2000 personnes ñu dugal leen ci li nga xam ne mooy couverture maladie universelle. lu muy tekki. loolu mooy maanaam ay nit la ñuy jël utal leen yoon bu nga xam ne fa la ñuy jaar ba mën a bénéficier wu ci soins de santé yi. am carte mu nekk ci anam yu yomb. ndaxte tey boo dem waaw hôpital boo dem mën faa faju te du la dikkee dara. ndaxte léegi li tënk askan bi mooy dañuy wax ni ku amul xaalis doo faju donc couverture maladie universelle dafa ñëw ngir yombal loolu Yékini nag ci aura bi mu am ak li nga xamante ni yàlla may na ko ci wàllu relation ak tuuti moyen mu jël ko ni kat ay la yéwén bay ca say oom sama dëkk laay tàmbalee dem Joal enrôlé fa lu mat 2000 personnes ancienne gloire yi sax bokk nañ ci élèves yi bokk ci femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci quai de pêche yi bokk ci population bi ñëpp génn ànd ak moom mu def caravane nag ca la daal di dem ñaaxar googee mu teg fa 3 millions mu nekk nag journée bu nga xam ne am na ci surprise Alaaji Ngagne surprise am na ci xanaa dañuy dem ñaaxar rek waaw ànd ak Yaxya Diop Yékini dellu siwaat ci plateau bi daal di àndaat ak Alaaji Ngagne dem arène nationale. mu doon journée boo xam ni liñ ci doon séntu yëpp am nañ ko ndax le ministre Mansour Faye bi ñuy lancé campagne bi moog le ministre Youssou Ndour dañ ni woon képp koo xam ni Sénégal nga nekk am nga looy tekki ci réew mi na nga jàppale président de la République ci objectif bi nga xam ni moom la am pour 75% des Sénégalais ñu am couverture maladie universelle. loolu nag ñi ngi ko do commencé woon Ndakaaru jóge nañ Ndakaaru région yi danañ yëngatu Fatick lañ ko tàmbalee tey Yaxya Diop ubbi ko wax dëgg yàlla li mu wane Joal wane ko fii tey tedd na suñ xol.
Sénégalais dañu bëgg làmb surtout séeréer parce que nag Ñaaxar ci xolu Fatick la ne xolu Siin moo tax kontaan naa li may wax rek mooy surtout xale séeréer yi nga xam ne dañuy bëre ñu góorgóorlu parce que nag ñun lii mënoon nañ ci bañ a fekk boo ñëwee ba Ñaaxar teg fi 3 millions parce que jeunes yi da nga leen bëgg a motiver. xanaa am kontante parce que ku wax Ñaaxar wax Sine ku wax Sine wax lamb ku wax également Yaxya Diop Yékini ne lamb Yaxya Diop Yékini le roi des arènes le grand champion bàyyi na bëre waaye c'est toujours un grand champion c'est un champion de l'action sociale parce que boo xoolee tey lu waral lamb ji mooy lëkkaloo bi nga xam ne lëkkaloo nag ak waa Fata production ak agence CMI pour def promotion lu ñuy tuddee couverture maladie universelle ñu mën a xam lan mooy programme boobu lan mooy mutuelle de santé pour nit ñi mutuelle de bëgg ci mutuelle bi ministre Mansour Faye ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale dafa lancé woon campagne de sensibilisation et de parrainage ci couverture maladie universelle pour ñu dugal au moins 1 million de femmes ay jigéen ak ay xale ci mutuelle de santé yi ci cadre boobu lañ am partenariat ak waa Fata production pour que vraiment ñu teg lamb ji mën a xamal mbër yi ne bëre bi ngeen di bëre da ngeen war a am assurance maladie. ayca mi ngi noonu la lutte au service de la santé loolu am na solo trop foofu nag nga xam ni amoon nañu 64 légers ak 41 lourds ñoom ñoo fa bind woon ku ci mel ni Franc mi ngi fa woon surprise bi moo di ni Franc dafa daanu ci 8e de finale yi waaye tamit booy Moussa Ndiafat ma nga fa woon Ibou Ndiaye ma nga fa woon Ngaan ordinateur ak Biram Mbissine ak usine doole ñoom ñëpp ñi ngi fa woon mu nekkoon journée bu nga xam ne am na solo trop une journée très remplie pour ki nga xam ne moo di Yaxya Diop Yékini ñu koy féliciter di ko encourager ci initiative yi muy jël ndax mi ngi dundal làmb waaye tamit mi ngi ciy boole leneen lu nga xam ne askan bi soxla nañ ko muy wàllu wér-gu-yaram. xam nga comme porteur de voix la te it yàlla dogal muy nitu mbooloo bu duggee ci CMU bi day gën a yaatu parce que CMU bi aussi làmb da ko soxla. yow gis nga mbër yi situation yi ñuy dund. seen genoux yi fracture yi est-ce que tu sais que chaque 2 dimanches. am mbër bu am fracture. te ñu bari duñ ci rendre compte. mbër yeneen feebar yi leen di dal. nga xam ne dañuy yëkkati weñ ba dog. waaw ba dog yu mel noonu day am te couverture maladie bi da leen di mën a couvrir mën leen jàppale. ñu mën a teel a faju te it faju yu yomb ci ñoom. waaye da ngay xool seen phalange yi gis nga li ëpp ci mbër yi ñoom ñëpp seen phalange yi day dem. parce que xamul tax. entraîneur boxe yi ñoo bareetul ci écurie yi. parce que loxo boo koy dóor nu. warul am air. da nga ko war a fermer bu warul baax am air kento yi nga seere ko et puis kenn du dóor ci phalange ci kento la ñuy dóor te boo yu bari dañuy dóor ci phalange yi muy damm rek muy damm maa ngi su Tafa Mbër laa invité woon samedi waaw léegi bi mu bëree ba pare gis nga moom it baaraam bi wallaahi voilà nee na woon ci la nekkoon di faj mu ngi doon reprendre te loolu bari na ci xale yi yu ëpp ci ñoom gis nga dugal ngemb aussi ngemb dafa am xam bu jàpp bi baaxul waaw bu jàpp bi baaxul bu action amee rek
da ngay debo sa baaraam bi waaw yooyu yëpp dañ leen ci war a te couverture maladie universelle dafa jóg ngir rek jàppale waaw, askan faj bi leen. rawatina aussi mutuelle de santé parce que Mutuelle de mutuelle de santé mooy daanaka lu nga xam ni tontine lay doon Lëkkaloo. ku nekk dugal ci sa loxo Waaw. mu nekk action de solidarité Paj mi ba yomb. tey jii Waaw. faj mi day yomb ci yow mi day nga xam yomb. ne bokk nga ci mutuelle boobu te am carte en tout cas initiative bu baax la lu jara multiplier la bu ñu jógee foofu dañuy xabaabal dem ba arène nationale ànd ak l'infatigable Serigne Modou Niang nga xam ni moom boolewul dara ak coow saa su nekk ma ngay def lu muy def daanaka du toog benn ayu bés bu nga xam ni tëggul lu muy tëgg ci ay xale kenn tëgg ko ci làmb ji li mu révélé ci ay champion kenn révélé wu ko ci ay champion te kenn du ko dégg ci dara mu nga continuer rek di jàppale xale yi kon nag dañuy ànd ak Serigne Modou Niang daal di dem fa nga xam ni moo di arène nationale ñuy gërëm Yan Demba Tine ndax moo ñu demaloon ñaaxar moom ak ki nga xam ne moo di Naar Diop ñu ngi leen di sant di leen gërëm ayca ñu ànd ak suñu waa ji Mamadou Diouf daal di dem ba arène nationale ak Mouniang. bii toon pare nga arbitre bi soufflé na ñaari mbër yaa ngi léewtoo remis combat de la soirée Bébé Pape Fall ak Diton jël na ko weñ na ko takk na ko bañ na weñ na ko ñaari mbër yaa ngi bëre ah Diton oho Bébé Pape Fall daan na Diton Bébé Pape Fall daan na Diton jël bu amul benn werante diggante Boy Sey numéro 2 ak Canal moo ñu wan ginnaaw Boy Sey numéro 2 moo jàkkaarloo ak ñun arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre central bi règlement bi li mu nangu ak li mu bañ consulté na ay suisom consulté na ñetti suisom Canal pare nga Boy Sey pare nga arbitre bi soufflé na deuxième combat de la soirée samedi ndeysaan fii ci arène nationale muy pied gauche ak pied droite fausse garde ak garde normale Boy Sey numéro 2 moo ñu féete càmmoñ Canal moo ñu féete ndeyjoor ñaari mbër yaa ngi léewtoo kur feeñ amagul sànni na waaye dalul ñu ngi xeex waaw dóor ko mu daanu la ilaha illallah Canal dóor na Boy Sey numéro 2 mu daanu oho Canal dóor na Boy Sey numéro 2 mu daanu Boy Sey numéro 2 amul garde consulté na ay siisam Fils de Sam Sam pare nga Fils de Double Less pare nga arbitre bi soufflé na Fils de Sam Sam moo ñu wan ginnaaw Fils de Double Less moo ñu jàkkaarloo ak ñun ngem boo ngem bu ñuul bi round d'observation ngi foqantey baaram jël na ko ubbi lu ko de bañ na de daw na bal ko benn loxo bi mu koy mboot kenn du ko forcé waaye ndeysaan dóor na ko jël na ko Fils de Sam Sam Fils de Double Less mu koy téye ca ginnaaw ngem la mu koy dajale ndeysaan ñaari mbër yaa ngi jàppante Fils de Sam Sam Fils de Double Less oho Fils de Sam Sam sukkar bi na ko Fils de Sam Sam sukkar bi na Fils de Double Less daan ko jël bu amul benn werante daan na ko de nee na entraîneur bi taxawal xaar na Fils de Sam Sam daan na Fils de Double Less Boy Bordeaux pare nga dafa mel ni pareegul Boy Sosone pare nga arbitre bi soufflé na quatrième combat de la soirée Boy Sosone jël na Boy Bordeaux oho may ko mu réfléchir weñ na ko da koy daan oho yu ci suuf bañ na de sàccoon na la de mbaa doo ko mayaat Boy Sosone Boy Bordeaux Boy Sosone mbaa di nga ci génn oho waa mais Boy Sosone mi dara la ñu ngi leewtoo Boy Sosone ak Boy Bordeaux moo ngem lu ñuuli Boy Bordeaux jël na ko sotti na ko daw na fel ko oho waaye ñaari xale yi waaye lii lu mu doon ni ay waay Boy Sosone oho Boy Sosone daan na Boy Bordeaux jël bu rëy la ilaha illallah waaye Boy Sosone mi moom ndeysaan sa degeen dofu 40 ans mu féetal ndeyjoor ngem boo ngem lu ñuul taxul dara de dafa mel ni ku bëre si waaw moom ni muy léewtoo doy na waar de garde ma amul garde bi baaxul de dofu 40 ans daal wóyoon na turam dafa mel ni ndeysaan sa degeen moo féete càmmoñ jiital tànku ndeyjoor dofu 40 ans ndeysaan lancé na daw na jël ko dafa lancé ku daw na jël ko takk na ko dofu 40 ans takk na ko tukke na ak moom de sotti na ko arbitre bi nee na jeex na de waaw dafa mel ni Sa Ndéguène daan na dofu 40 ans de waaw ci sama wet dafa mel ni moo yor capitaine arbitre bi soufflé na capitaine ak Talfa woxo daw na paqueté ko bu koy dawal mais Sowru Fall a ngi bëre
laa ilaaha illallaah ministre xaw ma manager buy bëri fii rek laa ko gis Sawru Fall Sawru Fall lolo oh Talfa daan na capitaine Talfa daan na capitaine oh capitaine dafa daw jël ko Talfa def un pas deux suruxal ko dal di ko fàq boo fekkoon daan ko jël boo amul benn werante ndeysaan. yéeg bu mag dama kontaan parce que ñun làmb la ñuy dund làmb la ñuy dund donc suñu tëggee làmb nit ñi wuy si xale yi bëre bu rafet ñun dañuy kontaan loolu suñu xol daf ciy sedd parce que loolu rek moo ñu fi bàyyi. xanaa sant yàlla rek di julli ci Yonent bi di sant sëñ Modou kenn mënu ko fay di sant aussi waa Pikine di vraiment féliciter aussi ki ma delloo drapeau bi muy le président Lamine Gueye nekk l'espoir de Pikine ñu bëgg a jël commune Pikine doon dénk ko kon bu ñu jëlee lu mel nii jox ñu ko ñu delloowaat ko duñ def lu dul remercier ko ndax président Lamine Gueye nag il incarne l'espoir au niveau de la banlieue kon merci ITV macha allah seen liggéey rafet na. Kaw Cissé numéro 2 pare nga Concorde pare nga arbitre bi soufflé na grand combat de la soirée ndeysaan ñu ngi xeex Concorde mayante wuñu dara amul round d'observation ñaari mbër yi grand combat de la soirée mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV rawatina émission bu mag boobu di arène sénégalaise ki leen koy présenté Alaaji Ngagne Diagne Alaaji Malick Thiandoum ñaari mbër yi jàppante nañu Kaw Cissé numéro 2 suk na nañu xaar am na lu xew jëlante nañu ñu ngi xeex jël na ko paqueté na ko waaw Kaw Cissé numéro 2 daan na Concorde Kaw Cissé numéro 2 daan na Concorde da koo jël Kaw Cissé numéro 2 wàcc remplacé ko paqueté ko dawal moom daan ko jël boo xamante ni jël boo amul benn werante la. ayca Kaw Cissé numéro 2 noonu la daane Concorde ñuy félicité waat encore une fois Serigne Modou Niang comme ni ko rek parrain bi waxee Serigne Modou Niang kenn mënu ko fay dañ koy ñaanal rek yàlla may ko wér-gu-yaram may ko gudd fan mu continuer di def lu muy def ci arène bi vraiment c'est un champion. ci waar wi wax dëgg yàlla. waaw xam nga mi ngi ci pépinière bi di defar. di jox gars yi dafa natt làmb ba xam li ko ci jikk ak la nga xam ne moo ànd ak tempsam mu toog jàppale fa xale yi di leen produire di leen tëgg di ko déplacer bari ñi di déplacer arène nationale sëñ Modou booy xool tey ci làmb ji ñi fi ne ñëpp ku ci ne bi muy commencé booba xamoo ne yaa ngi ñëw ci làmb liggéey nag dafa àndul ak coow te loolooy forsom bi mu xamee dooleem daal fi mu ne dafa des di jàppale làmb mu kal ko fa kal ko fa ñu ngi koy félicité bu baax ci taxaw bi muy taxaw xale yi fexe ñuy bëre parce que làmb ji am na benn sax internaute nee na père que day utiliser moo décanté dama ko bëgg a nekk làmb ji moo campé foog ñu décanté ko waaw dëgg la ayca bu ko defee aussi dañuy ànd ak sama jumeau nag muy Dieye production moom tamit ànd ak Abdoulahat Ndiaye def journée bu xumbul lool ca arène nationale niki démb ci dimanche ji mu nekk journée bu nga xam ne daal daf ci delluwaat njukkal ñii di la famille de la presse dañuy àndaat ak Modou Diouf delluwaat foofu nga xam ni moom moo di arène nationale drapeau Alima Ndione. Bébé Balla moo jàkkaarloog ñun Boy Kaasa moo ñu wan ginnaaw ñaari mbër yi ñu ngi léewtoo Basir la àndal ci cadrage bi jël na ko Boy Kaasa jël na tànk bi daf koy weñ ndax daf koy bàyyi wur ko ndombo kooku dinañu ci xam dara léegi taw na ko taw na ak moom waaw Boy Kaasa daan na Bébé Balla Boy Kaasa daan na Bébé Balla dafa jël tànk bi ŋóobu ko ndeysaan daw ak moom daan ko jël bu rëy ndeysaan Boy Sibi Gris 205 ñuy léewtoo ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi ci arène nationale dimanche 15 février atum 2020 wala boog mën na leen dibéer wala boog moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan Gris 205 moo leen wan ginnaaw ñaari mbëri jàppante nañu round d'observation amul de wala boog bari wu si ñaari mbër yaa ngi jàppante tey Basir la àndal ci cadrage bi ba léegi ndeysaan mu ngi koy fàq doon na ko def na 3 appuis de jógaat nañu waa Boy Sibi lu muy def li Boy Sibi nga koy forcé mboot mi Boy Sibi mboot kenn du ko forcé waay waaw Boy Sibi daan na ko de
Boy Si bi daan na ko da ko forcé Boy Si bi daan na Gris 205 Boy Si bi daan na Gris 205 troisième combat de la série de la soirée Bécaye Sandiambour Cheikh Kayma école de lutte Mor Fadam ay Cheikh Kayma ay Bécaye combat bi metti na ñaari mbër la yu jóge ci défaite ñu ngi xeex mbaa dóor mu wàcc du am woxoo am na lu xew de attention am na lu xew am na lu xew de nañu xaar arbitre bi am na lu xew de am na lu xew de waaw waaw Bécaye daan na ko de Caatu Yëmbal pare nga Soo Ñang pare nga arbitre bi soufflé na ñaari mbër yaa ngi léewtoo Soo Ñang dox na ci kawam jël na ko jàppante nañu ndeysaan jàppante nañu ñoom ñaar woxoo etoon na ko waaw waaw daw na tëru ci ñaari ngem li jóg ak moom mu bañ Caatu Yëmbal Soo Ñang ndeysaan etoon na ko Caatu Yëmbal doo jigéen waaw waaw Soo Ñang daan na la de waaw Soo Ñang daan na Caatu Yëmbal Soo Ñang daan na Caatu Yëmbal tante na ko ñaari yoon xaw ma ñett di ko ñetteel la sotti ñaari mbër yaa ngi léewtoo Mathia Pereira moo féete ndeyjoor Albarka Kayre moo féete càmmoñ loolu kon dafa war a teey ndeysaan parce que perte na énergie bu bari joxe na li nga xamante ni moom la amoon lépp adversaire am moo ko ëpp poids kon poids boobu la adversaire am basé wu kon na ci bàyyi xel bu baax mais fii war na fi mën a profité Albarka war na ko ndam Albarka laa ilaaha illallaah am na lu xew am na lu xew de waaw Albarka daan na ko waaw waaw Ousseynou Ndiaye toujours pele woo door na ko bu dal de Ousseynou Ndiaye atum 2020 wala boog ma leen dibeer fukki fan ak juróom benn di ñaareelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junni ak ñaar fukk mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV weñ na ko ndombo toujours pere Ousseynou Ndiaye toujours pere waaw waaw Ousseynou Ndiaye daan na ko wala boog Fadel toujours pere na toujours pare daan na Ousseynou Ndiaye ndeysaan dox ci diggante Tmax ak Ama bu Malika ñu ngi leewtoo ñoom ñaar Tmax mu ngi ko fixé Ama mi mbaa du daan boppam tax na ko waaw waaw dalay daan de waaw waaw Ama Tmax si mbaa du la daan waaw waaw Tmax si daan na Ama par 4 appuis ndeysaan Bébé Diouldé 12 combats 10 victoires 2 défaites Caatu Yoff 12 combats 11 victoires benn défaite daje nañu daw nañu daje Bébé Diouldé Caatu Yoff ñu ngi xeex ci suuf jàppante nañu Bébé Diouldé Caatu Yoff jàppante nañu ñoom ñaar dara amagul Bébé Diouldé Caatu Yoff ragal naa combat bi fii lay jeexee de takk na ko laa ilaaha illallaah daan na ko Caatu Yoff daan na Bébé Diouldé jël bu rëy Caatu Yoff tas na réew mi Caatu Yoff daan na Bébé Diouldé wëlbét gàng loolu moom amul VAR amul ralentir amul dara waaw da ngay noppal arbitre noppal say supporter noppal amateur jël bu rëy la ko daan da ko taf ci boppam boo gisee gauche bi fa mu ko crochet taf ko ca dënd ba éliminé ko dóor ko njiin ba ca kaw njiin la ko dóor xatar beek moom waaye avant dernier combat bi xale bi ñuy wax bébé ama nañ ko jàng repéru géew fa ñu jàmm ko repère waaw ci géew mbër ci géew lay bëre mënoo saa ñu la attaqué nga daw wuti saako ya ci géew ngay bëre parce que gis naa ne combat bi li ma ci gën a déplorer sax mooy dañu ànd rëpp benn moment suuf si ñu jóg bëre waale ko loolu tamit arbitre dañ koy moytu mën na leen di coow mais ama mii dañ ko jàngal lan mooy géew ba pare téye ko ci géew war ko luy géew mbër ci biir géew lay bëre parce que li ma gis mu di ko bëri seetaan naa laa ma ci démb ci télévision bi mais li ma gis mu koy def loolu mbër du ko def kuy jàng bëre sax du bëre ni muy bëre Albarka aussi nekk xale bu waaw Albarka xam nga dafa tenace day xale bu dafa dëgër Mathieu Pereira waaw bëri bu rëy la ñu bëri da da ko sàcc doole mais xale bi dafa voilà day xale boo xam ne bii dafa am waaw dafa résistant ba pare audace ci bëre
loolu sax daan gaañoon na ko at yi ñu génn. parce que da daan jël bëre bi gàddu ko ba daanu ci. mais def naa dafa changé écurie léegi mi ngi Rebeuss. en tout cas li Mathieu doon tenté de bu ko réussiroon. bala moo xam ne daanu na il faut ñu ralentiral ko fukki yoon. en tout cas ci loolu nag la ñuy daal di ñëwee nag ci deuxième partie seen émission arène sénégalaise fas yéene dalal nag gan gi nga xam ni moom lañ doon xaar gan gi wax naa leen ni dañuy faral di wax ni doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dees na la ñam. waaye itamit mbër du lolo day màgg daan olof yi dinañ koy faral di wax. mu nekk ndaanaan ci làmb mbër gi mu donn ko waaye tamit jóge ci gox bu nga xam ne ku fa jógee di nga am fit di nga am jom te tamit bëre dafay nekk ci sa deret ndax gox bu nga xam ne dañ ni Pape Diop Boston fa la doon yeewoo. Mohamed Ndao Tyson fa lay yeewoo. Eumeu Sène fa lay yeewoo. foofu mooy fan foofu mooy Pikine. Pikine bu ñu ko waxee yi tamit xel yépp dafay dem ci ki nga xam ne tey jii mooy Falaye Baldé ndem si yàlla si xel yi dem ci Ama Baldé Pikine nekk grenier ci wàllu làmb yàgg a révélé ay champion waa Pikine yàgg a jóge Pikine ñëw ndakaaru këpp yalwaanu waa ndakaaru delluwaat Pikine mu nekk nag gox bu nga xam ni saa yow fa invité mbër ñëpp dañuy toog di ko teewlu rawatina champion bu mel ni bi nga xam ne moom la ñu dalal tey muy Boy Niang Alaaji Ngagne. Pikine la jógee doy na doon mbër Pikine grenier la ni nga ko waxee Mor Fadam fa la jaar Boy Ndiaga Dame Suger première paam Pikine la ko defee ba ci turandoo moom borom tay singa baayam nag moo daan lieutenant Pape Diop de Gaulle doon ànd ak ñoom Asmaay ñoom Pala Diop ñoom ay baayam la ñu waa Daaru boo nee Pikine da ngay dem ca gannaaw tuuti ñoom Mbàkke ba ñooñu ak papaam ñoo xaw bokk génération ñoom Mbartine ñoo bokk génération ñoom Jib Diouf ñooñu la bàyyam daan bëreel doonoon koo xam ne dafa demoon ba dañu def na woon mook Pape Diop ñoo bokk ndey ak baay ndax ni mu meloon ak Pape Diop et puis ñu nuroo morphologie ni mu meloon ak Pape Diop ñu bari yéex nañu xam ne De Gaulle ak Pape Diop bokk ñu ndey ak baay ñoom Mansour sax Diop ak Pala sax jegewuñu noonu woon Pape Diop kon nga xam ne champion ko jur nga xam ne du def na lu bari ci làmb takkusaan bu ne bëri na ko ci làmb kooku moo ko jur mu jël turam nag tuddee ko ki nga xam ne nag mooy nijaayam di Boy Niang bokk ak moom def lu bari ci làmb bëri dañuy foog tay singa moo ko fi indi cri de guerre am la woon cri de guerre la woon keroog bi muy dajeeg Birahim tay singa comme minga bi muy dajeeg Birahim bi muy dajeeg Youssoupha yi keroog bi muy dajeeg ndeysaan ki ko njëkk a jox Sadio Camara fii ci stade bi keroog la xeex ak Sadio xeex yu metti ñu jox ko Faraaw te rëyul woon keroog laa njëkk a gis ñu toj arkaatu mbër mook Faraaw combat bu metti li may wax yàgg na li may wax yàgg na xam nga yow historien donc Pikine mu la wax aussi te tudd Balla Beye numéro 1 Balla Beye 1 Balla Beye numéro 2 numéro 2 boo koy wax Ndiaga Diop nga xam ne keroog bi muy dajeeg Zallo fii démb Diop combat bu rëy keroog bi muy dajeeg maam Njambaan ñu war ko déclassé Ndiaga tey moo waroon taaj Pikine waaye ndeysaan ñu jaaral ko ci yoon maam Njambaan freiné na ko dëgg la waroon déclassé dem kon kii daal bu bëreewul woon non kii mënul ñàkk bëre kii mënul ñàkk bëre parce que déggoo la ma jur mënul ñàkk bëre waaye nag dafa def formation jaar fi mu war a jaar mbappat waaye tamit nekk xale bu nga xam ne jàng na te niveau intellectuel bi nga xam ne am na ko dafay jouer ci carrière am parce que jàng dafa am solo ci lépp loo gis donc intelligence tactique bi mu am intelligence bi mu am ci wàllu gestion combat ak niveau technique bi nga xam ne moom lay bëree loolu yëpp da nga koy delloosiwaat ci jàng bi nga xam ne jàng na ko ay études am ba egg terminal si je ne m'abuse mu nekk aussi ku nga xamante ne ni moo nekk ambassadeur de la non violence di prôner lu nga xam ne tey coow la ci làmb ndax ñu bëri dañu jël loolu teg ko ci deru làmb moom mu nekk ambassadeur loolu noonu di ko dox di ko wax di ko jëfe pour que li ñuy teg ci deru làmb ñu teggi ko te xam ne làmb xëy na lëj dafa weex rek donc waaye violence bi ñu ciy wax sax amaana
amu ci noonu kon nag tey kooku la ñuy dalal mooy Boy Niang dinaa dellusiwaat léegi ci carrière am mais dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu koy jaale d'abord le tiis bi nga xam ne dal na ci ñii di suñu mbokk xaadir yi borom giléem gi di Abdoul Aziz moom Cheikh Al Khalifa Cheikh Al Khalifa moom moo wàññeeku ni ki bërki démb ñuy koy jaale communauté bi yëpp di ko jaale waa Nimzat di ko jaale ñëpp ñi nga xamante ni jokk nañu ci communauté xaadiriya. waaw père maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan partager plateau bi ak suma papa yi nga xamante ni boo leen tuddee dañuy tudd làmb muy suma papa Ngañ ak Malick Thiandoum kontaan naa bu baax a baax di nuyu ñëpp ñuy seetaan à travers télé bi ITV di nuyu waa Pikine bu baax di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di leen ziar bu baax a baax di nuyu sama waa kër maam Cheikh Rim Ndoumar Seck di ñëwaat rek ci li nga wax léegi muy di jaale communauté xaadiriya bi yëpp suñu kilifa suñu wasila suñu lépp mu Cheikh Al Khalifa borom giléem gi ñu ngi koy jaale Cheikh Aya moom mi nga xamante ne mooy xalif général des xaadir ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ñëpp di ko marsawu ñëpp tamit parce que suñu lépp la woon waaw di ziar ñëpp nag di ziar waa Pikine fi ma jógee di nuyu sama waa dëkk waa Sambe waaw di leen jaare bu baax a baax sama maam Dias mi fi génn mi fi wàññeeku fan yi di nuyu maam Ngañ di nuyu sama papa ak suma yaay sumay waajur yi ma bàyyi kër ga maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp waa incha allah di ziar ñëpp di sant ñëpp moom nag Alaaji Ngañ dafa nekk xale bu nga xam ne buñ ne xale la rek ñun mën nañ ko wax waaw ndax wax dëgg yàlla day gone juddoo ci suñu kanam màggee ci suñu kanam doore ci suñu kanam ba tey jii mu def lu mu def ci làmb ba bokk ci ñi nga xam ne tey mënoo lim làmb te boole woo ko ci du xale bu nga xam ne dafa nekk doomu mbër rek wala ñu xàllal ko yoon mu egg fu mu war a egg dafa xeex ñafe àll bi metti lool bari xaaxaam lool muy xuus di jàll ba egg si tey ci table bi ba ku lim làmb ci ñi nga xam ne ñooy ténor yi boole ko ci ndaxte moom le 26 octobre 2008 la door ci wàllu lutte avec frappe moom ak digganteem ak Modou Diouf mu daan Modou Diouf digganteem ak Batista le 28 février 2009 digganteem ak Akon le 1er mai 2009 mu daan Mbiss le 21 juin 2009 daan Brise de Mer le 20 décembre 2009 daan Pape Sène 24 juillet 2010 daan Dolph 10 avril 2011 daan Sakadior 2 juillet 2011 daan Double Less numéro 2 9 avril 2012 daan Baye Mandione 23 février 2014 daan Garga Mbossé 13 mars 2016 daan Gouye Gui 5 mars 2017 daan Sa Thiès 11 mars 2018 bërki Dembo Ndiaye digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 gis nañu la nga xam ne am na ci loolu yëpp dinañ ci dellusiwaat pour gën a waxtaan ak moom ci li ci kanamam waaye tamit ci li nga xam ne moom la mujjee bëri digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 muy palmarès bu am solo Alaaji Malick nga bi ngay ñëw ci escalier Baye Mandione Garga la Gouye Gui Sa Thiès waaw loolu ascendance la ascendance xool fa mu jógee waaw ascendance moo tax ma ni kenn bëmaxu ko très bien kenn xàllalu ko dafa xuus jaar muy ascendance depuis lors nag cour des grands ubbeeku ci moom waaye du ñu njëkkee foofu d'abord violence bi ci làmb ji fan nga toll ci campagne en tant que ambassadeur ak waaw li fi xew noonu barki dem waaw père loolu am na solo bu baax waaye dafa amul ay tiis yoo xam ne dafa am te balaa boobu nag tooguma ci média nii pour mën ci wax muy sunu mag sunu lépp muy Aziz Ndiaye maa ngi koy jaale bu baax ndeysaan dem naa ba këram waaw dem jaale ji ko parce que suñu grand la waaw dafa am foo xamante ne bu ñu gisee tiis ci moom rek parce que ba mu déggee tiis ci man dafa ñëw ànd ak baay sama frère ba mu fi wàññeeku mu ñëw jaale ma dem naa ba këram jaale ko suñu monsieur le maire de la ville muy Ablaye Timbo aussi dafa perdre yaayam waaw waajurum bu jigéen maa ngi koy jaale bu baax di ko marsa bu baax a baax comme ni nga wax rek mbir mi moom dañ nekk ay xare père dañ nekk ay xare te làmb fi mu toll nii comme li ñuy wax rek benn bëñ dafay fonk da weex waaw ñun moom xam nga dañoo gaaw suñu joxoñ ñu moo tax dañoo war a nekk fu ñu tël rek ñu xool luy jëmale làmb kanam dëgg la nag violence du ñàkk parce que sport de combat man dafa jege violence waaye rek message bi mooy message de sensibilisation bu ñuy def di ko wax ñëpp parce que ñun ñoo bokk làmb te làmb nii bu fekkee dafa taxaw ñun mbër yi ak ñi topp suñu ginnaaw ci ñun lay gën a metti parce que ku nekk am nga sa métier da ngay dem defi ko moo tax ñi nga xamante ni lu ñu njëkk wax moom message may njëkk wax mooy ñi topp suñu ginnaaw di yor suñuy gàllaaj di ñu entraîné ñu mbër yi ñuy àndal di ñëw stade ñu jàppale ñu
parce que làmb loo ñu am mooy suñu métier. te fi mu toll nii gis nga torof yi doon ci làmb kon dañoo war a defaraat taxawaay defaraat toogaay boo indee sa mbër nga xam ne ñaar ngay dem yaa ngi dem mais ñaar moo fa am da ngay daan nga ñibbi kontaan war nañu daan la war nga match nul sax parfois ñu xam ne loolu lañ fay fekke ñu bokk ndey bokk baay bëriwoo comme incident bi am nii dal na ma sama combat guy gi ci biir terrain bi xëpp nañ ma saafara yaa ngi dégg waaw dama ko gérer parce que côté boobu tamit xam nga rek mbër bu yaramam day tàng Alioune Seye maa ngi koy nuyu bu baax am na benn moment war na mën a gérer xam ne mbër bu mag la expérience bu mu am ci làmb man toog naa di ko seetaan mu bëree sama bopp du papa doon champion daan fa ay champion yu mag expérience bu mu am ci làmb war na mën a gérer bis bi waaye nag yaramam moo tàng moo tax mu topp xolam mais aussi ci làmb rek ñuy wax loolu ñuy wax ne boo xekkee ne yaa ngi ànd ak mbër nga moytu di xëpp yeneen mbër bi si gàllaaj parce que loolu day indi violent beneen affaire tamit man gis naa ko mais moo sama constat personnel la muy gis naa ni sécurité bi dafa doyul ci làmb ji boobu moom sama constat personnel la ma wax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que ni ñu indi ay policiers dëgg la promoteur bi day wuti ay policiers mais mu ay policiers yu doy parce que làmb ful bu muy àndal téye ko yombul donc il faut nga am ay gémi yu doy beneen bi mooy ñi nga xamante ni ñooy mbër yi ku ci nekk man Boy Niang maa lay lancer message koo àndal di dem làmb nga waxtaan ak moom wax ko mu jàppale làmb parce que fi mu toll ni làmb avancement la soxla mais pas en arrière. loolu am na solo message bu am solo la. bu jógee ci gémmiñu Boy Niang di ambassadeur de la non violence je pense que jóge na si gémmiñ gu mu war a jóge mais na dugg ci nopp yu nga xamante nii également nopp yu ko mën a dégg la mën ko jëfe parce que wax neex na waaye dégg moo ko gën a am solo te dégg yi tamit neex na mais jëfe moo ko ëpp solo parce que tey li mu wax dafa am solo moom bu fekkee ni dafa am combat esprit ak concentration yëpp mi ngi jëm ci adversaire am ak naka lay bëree yow mi topp ci ginnaawam yeneen détails yi ngay def moom du ko mën a sax contrôler donc ñu topp ci seen ginnaaw ñoom ñoo war a ànd ak dal. ak sëriñ bi la naan. ak sëriñ bi la naan gàllaaj gii sotti ko mbër mi. sëriñ bu la ko wax. nee ko dañ ñu ko tere na wut beneen. na wut beneen alternative waaw. waaye looy sotti ko sa bopp waaw sotti ko sa bopp looy suul ko fa nga ko war a suul. mais ki nga war a dajeel moom la ngeen seen ñaq moo war a dalante. seen i kurpañ moo war a dalante. mais la ngay jël di ko sotti mën nga ko sotti ñu sanctionné la. mën nga ko sotti yàq combat bi comme li am keroog. mën nga ko sotti ba pare mu daan la sëriñ ba la ko santoon perte ñaari yoon parce que non seulement daan nañ la mais xaalis ba nga xam ne moom lañ lay dagg bul xam nu mu toll ak sanction bi dal ci sa kaw sëriñ bu la naan sottil lii diw nee ko sëriñ bi ay la yowén loolu dañ ñu koy tere parce que xam nga bëre ba pare bor topp la ci xam nga mooy ban mais xoolal xale yi aj bi ñu leen aj bor topp la ci toute une écurie parce que na la leer na bu combat bi jegee am na yoo xam da nga ko jël crédit et puis war nga dellu ci sëriñ ya fay leen waaw nga dem dimanche bi ñu ne la kenn du la fay mardi mais métti ëpp ko dañu wax dëgg métti gënul métti loolu en tout cas wax nga ko léegi Boy Niang situation làmb fi mu toll dafa laaj ñun ñëpp ñu boole suñuy xel boole suñuy xalaat tirer dans le même sens pour que situation bi décanté wu tey ñi ngi koy wax yaa ngi ni toog ñi ngi ruumandaat sa combat keneen loolu dinañ ci dellu si mais ba léegi Boy Niang amagul combat ak ténor yu fi jaar yépp sax te ñu toog place bii nga toog kenn amagu ci combat te heure bii daal na fekk te car rapide yi grand place yi taxi yi foo dem nit ñi di waxtaane combat diw ak diw mais jamono ji amul benn combat d'envergure bu dul Siteu ak Papa Sow bu taxaw ci làmb ji loolu le 5 avril le 5 avril te 5 avril buñ ca jógee daanaka ñu nga jëm ci njeexitalu saison face à face bi kañ la face à face bi mi ngi nekk àjjuma jarul sax ñuy joxe date vendredi bii la Marius Ndiaye lay doon et puis day am ay artistes yu bari yu nga xam ne dañ ciy teewaale te application bi nga xam ne moom ngay dugal moom mooy Agricash moo lay dugal da ngay dem Google Play nga tapé application bi bu ko defee sa téléphone nga installé ko ci boo ñëwee wane ko ñu bàyyi la nga dugg nu mu tudd application bi Agricash waaw kese ayca donc ñaa situation bi c'est inquiétant waaw c'est vrai moom situation bi xaw na inquiétant tuuti mais sport moo demee noonu du sport sax mooy métier à un moment métier bi dafay dox bu baax benn moment métier bi xaw a indi ay sooxe ci la bokk waaye rek ñu xoolaat lu njëkk mooy dañuy encourager Pape Abdou Fall du ko féliciter parce que ñun ñii kat ñu am ñooy mbëri bu ñu gisee benn promoteur boo nga xam ne mi ngi sur le terrain di taxawal ay combat dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax di ñaan aussi li ñu ko laaj suñu borom génn ko ak jàmm ñu ngi ciy ñaan bu baax a baax di ci def médiation comme ñëpp rek di ci ñaan comme par rapport ak justice moom ñaan rek nga mën a def daal
mais lu am solo la parce que ñooñu ñoo ngi ci terrain bi au moins di décrocher ay combat bu dee yu ndaw ak yu mag ñu ngi décrocher ñu ngi jéem daal ñu ngi leen encourager di xool tamit làmb bu sooxee rek dafa am fu mu sooxee mooy ni manque de sponsor am na ci sooxe na promoteurs yi nga xamante ni ñoo doon taxawal yenn grand affiches yi événementiel yi ñooñu aussi gis nañu ñu ngi ci ay difficultés ñenn ñi xaw nañ retiré wu ku ci mel ne suñu papa Gaston bëgg nañ mu ñëwaat Aziz Ndiaye suñu frère bëgg nañu mu ñëwaat parce que ñooñu doon taxawal ay combat yu mag ñaari côté yooyu sooxe na làmb parce que làmb moom dafa nekk milieu boo xamante ni ñëpp war a ànd di tirer dans le bon sens pour mu dem mais bu ñii di xëcc nii rek ñii di xëcc nii après dafay métti parce que ñun ñoo bokk métier bi amul sport boo xamante ni suñu papa da koy seetaan suñu yaay da koy seetaan kilifa diine da koy seetaan ñëpp da koy seetaan kon sport bu mel noonu nag Sénégal ñëpp ñoo ci war a jàpp bi passé de seen émission bi passé maa ngi gis suñu frère Balla Gaye mu toog fii lancer message bu am solo muy le président de la République monsieur Macky Sall di ko wax ni mu jàpp ci làmb bu baax te message boobu muy lancé man Boy Niang moom laay lancé ñëpp di ko lancé dëgg la nag defal nañu arène nationale mais aussi instant bi bëgg nañu accompagnement teg ci loxo bi rek waaw accompagnement parce que arène nationale moom bu ñu ko defaree doo wax defuñu dara def nañ dara bu baax a baax loo xam ne ñun mbër yëpp son rafetlu nañ ko bañ ko def inauguration bi gis ngeen ñu ñëpp teew wan ni ko kontaan nañ ci li ñu defal mais mi ngi ñuy dégg bëgg nañ mu jàpp ci làmb mu dugal loxoom daal parce que ay doom moo fa nekk ba pare ay citoyen ñoo fi nekk ñu ñuy ñëpp bëgg mu jàppale pousse làmb wut benn accompagnant ou ñaar def ko ci gis naa ni ministre des sports bi nga xam ne moom la dénk sport bi mi ngi ciy góorgóorlu gis naa ko mu woo promoteur yi toog ak ñoom mais le président ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay mais ñun ñu ngi say doom ne ci làmb bëgg nañ nga jàpp ci bu baax dugal ci sa loxo bu baax parce que instant bi soxla nañ ko il suffit juste de donner des instructions waaw am na instruction yu nga xam ne bu ko joxee rek nit ñi jëfe ko situation bi décanté wu du ni que dafay jël xaalis wala gafakaam jël def ko ci làmb ji mais il y a des mécanismes yu nga xam ne bu ñu ko activer mën na jàppale làmb ji ba gars yi mun a am waaw loolu suñu culture la waaw mooy suñu ba pare sport national la wallaay sport national ci dëkk bu amee ay sooxe jaadu na président bi bu amee gan gu mu mënti doon nag gan gu mu mënti doon bu ko seet si mën na ànd ak moom dem arène seet xam nga làmb ba de passé dañ ne dafa am violence cool yi mi ngi am mais làmb bi passé gis nga groupe tubaab yi nga xam ne ñëw nañ seetaan si loolu may wan ni dafa nekk sport boo xamante ne suñu borom moo ko def noonu ñëpp a ko bëgg touriste bu ñëw da ngay bëgg seetaani ko sport bu toll noonu nag suñu président bi nga xam ne mooy suñu njiit mi ngi ci dugal na ci loxo bi sax mais dañuy ñaan mu dolli rek mais yéen tamit à votre niveau seen diggante ak promoteurs yi laaj na aussi ku nekk def un sacrifice. waaw non dafa am solo dafa am solo bu baax a baax parce que comme li ñuy wax rek mënuñu fay nekk di laaj benn cachet bu extraordinaire parce que dañoo bëgg làmb dox situation bi moo di toll moo tax par rapport ak Boy Niang laa mën a wax parce que sama bopp laa mën a wax nekkul dañ fiy toog di laaj cachet bu extraordinaire bu ñu fayee lu ko jar rek dañuy bëree loolu moom am ñu souci parce que ñun làmb dañoo ñëw pour def dara ci làmb mais pas wut xaalis ci làmb wala ngay seet xaalis dañoo ñëw pour góorgóorlu nekk ay xare commencé ñu ñafe ba yegg si fi ñu yegg si bëgg a def dara ci làmb te su boobaa nag benn promoteur du am problème ak ñun coow li mi ngi bëri nag mais benn promoteur du am problème pour taxawal suñu combat. loolu dinañ ci dellu si léegi parce que combat Boy Niang nag dafay neex parce que bu ñëwee. waaw Pikine géppay jóg mobilisation kenn waxaalewu ko. mais bu tuusee. waaw ah non dégg gi mu dégg waaye bu déggul tooñ sax nag. luy di càppaacoli gi. càppaacoli gi lu koy indi càppaacoli. waaw càppaacoli moom. waaw sama benn grand maa ngi koy nuyu de passage muy Pa As Seck mi France. yàlla dafa def ma bëree ak Garga Mbossé ba pare. waaw ak combat bi ni mu amoon coow ak yooyu. ñu dugg ci oto. combat bi jeex ñu dugg ci oto par hasard rek. ñu teg son wi sundul càppaacoli bi. càppaacoli ma ne la woon mbay. waaw léegi nag muy déglu càppaacoli li ñuy wax ci càppaacoli bi. le fait que jàng na fi mu war a jàngee. mi ngi dimbali ay waajuram mi ngi góorgóorlu mi ngi nekk ci yoon. waaw après mu yuux ci oto bi daal di gaare oto bi wàcc. ndeysaan du jox ma ne ko lan demoon ba càppaacoli baa ngi nii loolu moom ko tuddee. loolu moom ko tuddee waaw. ñu ñëw ci carrière bi. gëj nga yëg ring de da nga bàyyi boxe bi. waaw boxe bi nag bàyyi naa ko maa ngi nuyu ki nga xam ne moom ko jàngal. muy Antoine Mari Mbeng génn na àdduna yàlla na ko suñu borom xale àjjana. man ba ma nekkee xale Mohamed Ali Ndiaye mi ngay gis. ñooñu bu ñu doon daw di def seen footing dañ may téye ci loxo. di la yóbbaale boobu maa ngi am ay 8 ans 9 ans. su ma jóge woon école maa ngi jàngee Kanthiara su ma jóge woon foofu rek damay wàcc centre Jacques Chirac fa daan la jàngee boxe. dem naa ci ba ñu bëri sax xamuñu loolu dem naa ci ba yëg ring waaw boxe naa ci ñaari yoon yoo xamante ni damay pare ci finaliste ñun xale yi ñu jox ma médaille ñu ngi sama kër yëpp am naa ci ay photo sax mais loolu la après nag Iba Mar lamb yóbbu la fa waaw Iba Mar foofu laa jëkk boxe laa fa njëkk a def boxe laa fa njëkk a def ba pare nag après nag sama papa
moo ñëw récupérer ma à un moment commencé di ma yóbbu Pikine mbooloo boobu mi ngi yor ñoom Ceek ñoom Boy Sey ñoom Malal ñu nekkoon ci écurie ba maa ngi leen nuyu bu baax a baax sama papa Mansour Diop maa ngi koy nuyu bu baax sama papa di ma yóbbu foofu à un moment nag sama course boxe bi woo na ko ne ko kii am na ay notion ci boxe bàyyi ko mu dem boxe bëgg nañ ko dugal équipe nationale sax parce que temps yi am na ay compétition ci booy mun ko noo kii doomu mbër la mu ne ko dama doon préparé dama ko doon pare rek pour xeex bi ñor rek waaye doomu mbër waaw mu ne ko doomu mbër jàngit bëre bon yaa ngi mbapat yow waaw maa ngi mbapat bi comment mbapat naa lu bari parce que am na mbër yoo xamante ne ñu ngi fii man ak ñoom mbapat lañ bëree waaw bëri nañ mbapat jaar naa jël naa ay nag ay saaku ceeb 72 heures nday jaay États-Unis ñu rek 500 000 ak billet d'avion jël naa ko maanaam comme lii mbapat yi gars yi def nii mbapat naa fu nekk jël ay drapeau jël lépp ku la ci gënoon la jël mbapat nag gars yi maa leen la jël parce que ñi ma bëri lépp sama ay gars su ma leen tuddee sax tamit mel ni tooñ mais daan naa ci sama ay morom yoo xam ne ñu ngi ci làmb nii ñoo xam ne am na fu ñu jaar mbapat 72 heures mbéy gee dem naa fa ba demi final ma day Cheikh junior ñoo bokk équipe ma may ko mu finalu maanaam def naa li ma war a def ci mbapat jaar ba balaa may ñëw arène ñi doon amateur lamb yi xam nañ ma. alors sport étude. parce que maa ngi koy wax léegi ni Boy Niang mi ngi doon jàng. boole ko ak di def li nga xam ni moom moo di pratiquer lutte bi. demoon nga sax ba war a def examen mais dafa mel ni sport bi dafa xaw a. nangu waaw loolu la maa ngi doon jàng comme ni ñu koy waxee rek boole ko ak làmb ji. boxe bi laa ko njëkk a boole. à un moment ma boole ko ak làmb ji. dama doon jógee école temps yooyu sama papa wutal ma benn vélo. su ma jógee école damay gaawantu pétale volet bi pour mën a fekk gars yi géej wala ma fekk équipe ba équipe Pikine mbooloo nekk fa nag moo tax man sama démarrage dama ci sant yàlla parce que ma nekk xale daan bëreeg ñoom Umar Sène yi nekk xale bu ndaw daan bëreeg ñoom Umar Sène ñoom Malal daan bëkkanteeg ñoom Cek te ñooñu temps yi ñu ngi ubbi làmb téye ko nii loolu moo tax boo léegi damay am envie bëreeg poids lourd parce que loolu moo ma ko yóbbee da nga am envie di bëre ak poids lourd parce que loolu moo ma ko yóbbee ca gone nga waaw bu ma gone dama nekkoon gone daan bëre ay poids lourd ñooñu xam nga ne dañoo mën a bëre ay Gana Seras ay mbër yoo xam mbëru séeréer ay faraaw ay mbër yu mënoon bëri ma nekkoon Pikine Mbooloo pépinière boobu dafa baaxoon ñu nekk fa di bëre ak ñoom loolu moo ñu may dañu am habitude di bëre ak poids lourd jàng bi foofu lañ jaar jàng bi da aussi souvenir yi ma ci fàttali ko dama dem ba un moment sama combat Brise de Mer combat boobu ma bëre ko ci suba sa dimanche sa suba sa lundi may jàngi lycée Thiaroye laa doon jàngee maa ngi nuyu suma ami de classe yëpp mais ba may ñëw ci classe ci école bi 8h jot na mais élèves yi dañu mujj taxaw ci classe bi di ma xaal ci étagère bi di ma xaal. fekk nga bëri maa ngi ñëw maa ngi bëri dimanche laa bëri lundi bi may jàngi si lundi mu war a jàngi. ñu xaal mu dugg ci école bi ñoom ñëpp ñu ngi tàccu. souvenir boobu mi ngi sama bopp ba léegi. école bi yëpp ñu ngi tàccu ndeysaan. léegi nag après ma commencé di dem nag di continuer di bëri mais dama dem ba su ma nekkee ci classe bi di jàng. waaw booy ñu ngi ci classe bi mais ñu ngi ci parentère yi fenêtre yi di fëgg booy ñaa affaire bi ñu ngi commencé man jàng maa ngi jàng mais ñu ngi commencé perturber sama ami classe boobu ban classe nga toll yow. waaw boobu maa ngi def terminal. pour war a def bac. ñu ngi commencé perturber ba bëri ci côté làmb ji aussi maa ngi commencé am ay combat yu mag. ok làmb ji tamit xam nga làmb rek ni mu demee mu xaw ma gagné ci côté boobu. bëgg naa def entraînement matin soir bëgg naa gagné sama combat yi bëgg naa joxe au fond moo tax mu sama jàng noonu la demee. waaye regretté naa ko rek parce que war naa def sama bac am sama bac. donc c'est le moment de donner un message de délivrer message. élèves yi wax ne am na solo waaw jàng wala métier bu dee mu doon tey dinaa jàng. waaw mais c'est pas trop tard. waaw c'est pas trop tard moom. jàng du mën a yeggale jàng du wees waaw loolu am na jàng bu ko defee Alaaji Ngagne dañuy daal di bàyyi suñu invité mu respirer tuuti. wax naa leen ni dafa dégg. bu déggee nag war na ko bu déggul tamit war na dégg ay ca ñu ànd ak Boy Niang ci wàllu tuusam.
Boy Niang sa tuus moom dafa neex parce que gamme bu nekk ngay indi ay variation yu nekk ngay indi et puis da ngay indi démb indi tey maanaam da ngay indi tuusu démb bi nga xam ne sa papa moom la doon def rëggi jëg boo ca jógee nag indi sa feemi boobu waaw parce que loolu sama papa mbër yi ndeysaan ñoo ma koy laaj ñoo la koy laaj nag moo tax depuis loolu boo xoolee sax dañ indi ñun benn changement mooy day def benn fil moom la ñuy tuusee ba pare loolu bañ nekk xale dañ doon gis suma mbappatu papa ak yooyu mbëri bu ñu jógee day def benn fil moom lañ doon tuusee nag te sa papa booy tuus moment bi muy bokk moom mooy moment boobu ñu nga xam ne moom mooy seen moment ñoom waaw mooy seen moment ñoom lañ koy bëgg rëggi jëg bu parce que loolu warul dee ci làmb parce que loolu am na solo ci làmb bu baax bu ngeen duggee ci chorégraphie bi rek waaw ñoom ñu xaar waaw parce que cosaan da ci am solo dañuy ñëw teg cosaan tous pour ñi nga xamante ni ñooy sax mooy suñu ay papa yi ñu am lu ñu am ba pare après nag ñun xale yi nag ñu ñëw jox leen seen bos mooy chorégraphie ay curuxu yooyu bagage yu sew yi yooyu moom suñu relation yi inspiration yooyu fu muy jógee Boy Niang waaw loolu maa ngi nuyu sama batte ak sa boy bi sol caay sama tambour major muy Gànna maa ngi koy nuyu sama papa maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom moo indi yooyu parfois nag am na yoo xam suñu ay wax la curuxu bi balaa ñu koy tëgg dañ ko wax da fekk sama combat passé maa ko doon wax su may wax combat bi curuxu lañ indi samay langage combat bu ak looy ñëwee waaw après ñu jël ko nag def ko baax bu jeexee jeex na waaw boobu kon sàcce sa woon xam nga yow suñu ay langage la rek affaire yooyu léegi nag gars yi dañ koy jël def ko baax ñu ko bàkkoo rek ndeysaan gars yi apprécier ko mun naa alors bu tuusee ñu kontaan waaye bu bëree yi tamit nga xam ne ndaanaan bëri na jox ma digganteem ak kan nga may jox sax Baye Mandione voilà jox ma digganteem ak Baye Mandione ñaari mbër yi ñu ngi leew too ci biir géew bi kurpañ dalagul jonga amagul Max Mbargane dëgg la Alaaji Malick ñu ngi lay atoo ñoom ñaar ku ëpp sérénité waaw dina feeñ ku gën a calme ñoo ngi dox ci koom mën nga am ndam ci combat bi ñu ngi leew too ñoom ñaar ñoo ngi direct wala boog jox na ko victoire jox na ko victoire wax na dëgg ci biti la ko jële daan ko ci biir la ko jële daan ko ci biti arbitre bi nee na jeex na tàgg waaw bëre day am contrôle Alaaji Malick le tour gagnant de Boy Niang retour gagnant de Boy Niang mi ngi noonu mu nekk combat bu nga xam ni métti woon na parce que Baye Mandione bii nag bii mooy bu wex xàtt bi moom. waaw Baye Mandione waaw neexul bëre dafa mën a xeex. waaw ñeme na maa ngi koy nuyu sama gannaaw dafa mën a xeex ñeme na. te dafa am ndoxtu bëre. moo tax boo xoolee lu ma ci teg rek mi ngi teggi daal. mais moom may ma ko jàmm. may ko jàmm. may ko jàmm monté en puissance la def wax nga ko léegi. Alaaji Ngagne dañ koy jox dañ ñuy joxaat digganteem ak Garga Mbossé. boobu yi tamit combat la bu nga xam ne dafa des ci xel yi. Boy Niang moo yor ngemb lu weex li Garga moo yor ngemb lu ñuul li jël doom bi diw ko ci kanam gi. gaaw leen yeewi seeni supporters. waaw ñu ngi lay aatoo. Boy Niang cokkaas teewaat boppam. mépp na taxawaat. ñëw gën a baral lewtoo bi. waaw gaawal na lay aatoo ba. gaawal na ko léeg-léeg mu gudd léeg-léeg mu gàtt moom Boy Niang. Garga ni tekk di ko déglu. Boy Niang ñu jàppante baaraam damante nañu baaraam. Boy Niang Garga 7 minutes de combat amoo chrono. Boy Niang Garga. Boy Niang Garga. Boy Niang Garga. Garga ngi direeku di ko gën a jege. Garga direeku na jege ko. waaw. ndeysaan Garga Boy Niang. waaw. Garga sànni na léegi. Boy Niang fayu na. Boy Niang dooraat na. ndeysaan. Boy Niang Garga. daw nañu daje xeex nañu. xeex nañu léegi Alaaji Malick ñi ngi xeex. daw nañu daje ca kaw. daw nañu daje. daw nañu daje. daw nañu daje. daw nañu daje. Garga dëpp na sol. Garga dëpp na sol. ma koy plaqué. Boy Niang bañ na. Boy Niang bañ na. ndeysaan. Boy Niang sëq na ca geño ya. sëq na ca geño ya. rocc na loxoom. Garga Boy Niang ngi xeex. Garga ngi door. ñu ngi téyante. Boy Niang ngi door ci faar yi. Garga Boy Niang. Garga rokkas na. ndeysaan door na uppercut. Garga Boy Niang. Garga ngi door. Garga Boy Niang. Boy Niang ngi wut a jàpp. Boy Niang téye na. Boy Niang téye na Garga ngi door. ndeysaan. xeex nañu. Garga Boy Niang. attention Garga Boy Niang. attention. Garga Boy Niang. Garga Boy Niang. baax na ko. Boy Niang. baax na ko. baax na ko Boy Niang daan na ko. encore mu nekkaat aussi une belle victoire parce que boobu aussi yaa ngi dajeek ndaw
sa morom dëgg-dëgg ngeen laalante bu baax. waaw yaa ngi wax ne ba nga tuusee gars yi dañoo découragé nu mu fa demee. waaw doo combat bi maa ngi nuyu Garga de passage champion la. ñëwaat na ci làmb bokkaat na te loolu am na solo bu baax a baax. donc combat bi ba mu tuusee ma ne sama supporters yi ñu ci bëri dañoo daal di sol ndox. parce que ndeysaan dafa indi chorégraphie indi doole ci combat bi. waaye dafa nekk combat boo xam ne man bëggoon naa ko. lu tax nga bëggoon combat waaw bëggoon naa ko parce que dama xam ne Garga suma morom la ci làmb. ok waaw suma morom ci làmb damay bëgg a teg sama bakkan daal. ak taay parce que bi waaw ak taay bi ak poids bi ba pare sama morom la ci làmb. sa morom bu la daane ci làmb rek day am tardement. moo tax suma morom ci làmb ñëpp dama ci teg sama bakkan seen combat yooyu tegale ko moo tax sant yàlla bu baax a baax loolu moo tax sama combat moom yombul ma xam ne entraîné na bëgg na combat bi. man tam ma bëgg ko mais ci biir combat bi dafa am benn coup bu mu jël. loolu bokk na tamit lu kii combat bi. après ma accéléré ko ñu bëre bu saw. ma fàq ko ma jël ko mu kii ma fàq ko daal di téye ci bopp bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax noonu la demee. moom tamit nekk un grand champion. ba léegi rek monté en puissance jox ma Boy Niang ak Gouye Gui. macha allah ñuy nuyu suñu doom Modou Mbaye di nuyu El Hadj Ndiaye 2STV ak El Hadj Bekay. alors père man bu ma gisee Boy Niang di bëre. waaw parfois boo ko xoolee xëy na da nga koy xeeb ci. taay bi mu am jëmm ju mu am. mais dafay mel ni bu ne runkum daje ak mbër la nga foog ak la nga fay fekk du bokk. waaw parce que bu jëlee départ day concentré wu. ba yaram bi day dëgër ci yaramam. waaw bu dalee nag day fitti. looloo tax muy tolloog morom bi. xam nga dafa am benn respiration boo xam ne boo koy bëreewaalee. par exemple bu arbitre di siffler am na air booy jël bu dee da nga bëgg combat bu rapide. am na nooy ajee sa respiration boo arbitre wàccee rek tu as l'assaut parce que kooku day fekk nga mën a abréger combat parce que daf ci am solo booy xool moom toujours day toog ci ay tànkam buy déclencher jóg nag da ngay gis mu tolloog waaja parce que boobu day bàyyi yaram bi parce que la nga dencoon ci lay génn gis nga booy entraîner comme banque la mel da ngay entraîner di denc entraîner di denc moo tax d'accord moom mbër mu am combat ci biir combat bi ngay daw ay fula yu bari déedéet li nga liggéey fa mu nekk bu jotee bu ci ne day joxe la mu war a joxe loolu boo ko xamee ci sa yaram parce que da nga war a dégg sa yaram mouvement bi nga xam ko fa ngay jàppee ni ngay jàppee mais dama gis moo Gouye Gui nga taxaw ci axe bi rek bañ fay génn te mi ngi lay door Touba Dakar yi booba lan nga bëgg foofu waaw parce que fi ma taxaw ci axe bi laaw yi du ma maas combat bi ci laaw yi fi ma taxaw ci axe bi foofu moo baax si man parce que sama arrêt droit mi ngi koy jël. waaw laawam du ma dal am naa kàr. te mi ngi départ di ñëw rek. ba pare laaw yi maa ngi koy gis. waaw léegi laaw yi saa bu ñëwee sama kàr. wane ni Boy Niang dafay def préparation bu méticuleuse parce que aussi dafa am liggéey bu nga xam ne boo ko defee boo ñëwee ci géew foofu ngay xam li nga doon liggéey lu mu lay jëriñ ak coono ak métit yi nga tegoon sa bopp lu mu lay jëriñ da ngay am endurance am résistance am condition physique am rapidité bi nga xam ni moom moo war ci yow liggéey ba moom sa yaram ba mu wóor la ni góor de runkum dajeel dina am lu mu fekk ci sa biir alors Mass dañuy xool tuuti entraînement ki nga xam ne mooy Boy Niang parce que Boy Niang c'est nga baal ma ci terme bi c'est une bête d'entraînement parce que loolu dafa am solo ci sportif de haut niveau rawatina sport individuel mooy sport bu nga xam ne parce que man damaa jàpp ne li ma am ci làmb rek entraînement moom liggéey moo la ko moo ma ko may alors xoolal fii parce que yi ngeen di def nii des fois nit ñi dañ naan mais ñii est-ce que lii baax na sax mais franchement lii moom mooy ut doole waaw lii squat la waaw squat la li France la sama combat bi passé waaw façon yi bul yi moom lu mu doon moom tamit bul yi poids la yu nga xam ne moom ngay jël di def flexion bu ci nekk 50 kilos la 50 kilos ci benn loxo bu ci nekk waaw 100 kilos ngay yéeg di wàcc waaw ngay porté lii lan lay liggéey li cuisse avant lay liggéey cuisse avant alors là aussi yaa ngi liggéey cardio li cardio ngay liggéey après boobu liggéey bi mu génn léegi moo njëkk moom ngay def 10 minutes après nga ñëw accélérer fii après fii nag mooy presse li presse bii aussi dafay liggéey léegi élastique ba mu ci takk day tax du am temps de récupération ok parce que boobu boo bàyyee rek mu dal day ñëw waaw bii aussi waaw lii doo lay liggéey maa liggéey doo liggéey course bi moo nekk ne ci ginnaaw et poids bi ñaata la Boy Niang waaw lii ñetti 20 la ñetti 20 60 la ñaari 60 kilos 120 bii nag waaw bii moom doo lay jóob bii tamit lombeer yi lay jóob fii ndigg li
rein yi ak fessier yi. ak fessier yi merci. cëm waaye déggal père waay waaw lii ngay pousse fii waaw nag man moo ma jaaxal lii Japon la. bii Japon la lii Japon la donc fu ne ngay dem xam nga dañ daan wax ne dañuy yëretu dañu woon fu ne nag fa ne bu ñu ko xam sama course bi moo nekk noonu japonais la. japonais la waaw jigéen la. jigéen la mu lay liggéey loolu liggéey bi. ça c'est pour travailler aussi dafa mel ni torso yi puissance ak puissance bi. kii dafa mel ni liy liggéey ci yaram bi dafa bari. waaw da koy chargé après ngay pousse. te li ngay pousse 10 na. da nga koy def 2 aller-retour da ngay dem ñëw. maa ngi nuyu waa Japon bu baax a baax. ñoom day lakkee. dem nga France ak grand maa ngi leen di bëgg bu baax. dem Japon ñoom mu yóbbu ci benn centre bu mag foofu. ok un mois ma def Japon yëpp fa laa nu entraîné. un mois Japon def naa ko Japon. un mois Japon alors fii aussi yaa ngi ci. waaw lii sama kiné la. waaw kiné bi moom doon maase ni après entraînement. bi France la. et puis lii dafa am solo mooy maanaam boo defee les efforts physiques yi nga war a def ba pare. il faut mu am relaxation musculaire. waaw si te relaxation musculaire li la koy may mooy lii ñu lay defal. parce que entraînement yi dafa metti. massage moo tax bu ñu paree ñoom il faut que ñu dem kiné bi maase la après nga dem mën a récupérer bu baax. triceps yeeg yëpp. alors fii nag moom ñëw nañu Jolof. waaw li ñuy Jolof. ñu ngi Jolof ngay yenu gars yi di yéeg din. di yéeg ci din bi waaw. alors kii 140 kilos lay def. kii 140 kilos ngay yanu ko yow di yéeg. kii mooy Zarko numéro 2. allahu akbar mais ça va lii kon yéeg din yi may dégg mooy lii. waaw. am na démb ku ma dégg bi ñuy def randonnée pédestre ak RTS. mu ni yéeg bi am na solo mais wàcc bi aussi. am na lu am na sama benn grand ndeysaan. parce que dañ foog ni yéeg bi moo ëpp solo maa ngi koy nuyu ak Lamine Seck ak Jadit. sama grand bi dañu ànd ndeysaan mun nañ dem ma gunge leen dindi. ñu dem ci dindi léegi ñu dem yéeg. ñu yéeg ñun. mu topp ñu. mais bu mu yéegee bu après faral toog. ba ba ñu ñibbi. wàcc bi rek bu génnee la France la jógee ñëw mu ne ma sama rakk ji lu leen fay jar na ko. donc lii c'était pour montrer que ne. lamb maanaam moment bi arbitre bi sifflé mooy. soulagement bi moment yu gën a neex si ñun. moo gën a neex ci waaw ci ñun waaw. ndeysaan mooy moment yu gën a métti tamit ci supporters yi. instant boobu ñun pression waaw ñun nag ñu ngi à l'aise parce que. benn combat des na wala ñaar des na ñu war a bëri ñu ngi à l'aise parce que liggéey nañu 8 mois. léegi nag fii ak ay 1 heure rek wala 30 minutes fecceeku nañu firi nañu suñu morom lañu war a jàkkaarloo ñu jëflante. ñu ngi ñaan foofu suñu borom may ñu ndam moo yor ndam mais dinañ joxe li ñu war a joxe. et puis soreetul moment boobu sa yaram day xasan doo bëgg lu dul li coono yi nga daj nga yenn ko waay lu nga laal ak waa ji. daf la dese combat ak moom. des na benn xëy na ñu dugal ko soog a ñëw digganteem ak Sa Thiès parce que c'est un combat extrêmement important. jox Sa Thiès jeexagul. jeexagul déedéet. Boy Niang Sa Thiès ayca ñu dem. ayca mi ngi noonu digganteem ak Sa Thiès loolu nag dafay daal di ubbi brèche bi nga xam ne. fa la ko ñëpp di xaar am na sax internaute bu nga xam ne laaj na lu mel noonu mu ni j'aimerais bien poser une question à Boy Niang. Tout le monde sait que Balla Gaye c'est un super champion il a été roi des arènes est-ce que réellement Boy Niang a le potentiel pour battre le lion de Guédiawaye bon loolu dinañ dellu si balaa ñu ciy tontu mais d'abord sur les démarches parce que coow li bari na Niang ñii nee nañu ci yow la tagge ñi nee nañu am na promoteur bu la fay 90 millions nga xeeb ko vraiment ça va dans tous les sens te tey c'est un moment de vérité pour que Boy Niang wax dëgg-dëgg négociation yi kat moo koy dox fan la toll bu dee tag na fan la tagge sa diggante ak Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye 2 toog na fii ñu laaj ko mu ne combat boobu aussi combat la bokk na ci yi nga xam ne liñ ko indil ñeent yiñ ko indil choix yiñ ko indil bokk na benn combat jànq lañ ko wax ak ñetti revanche. te combat jànq bi mooy sa diggante ak moom. bon question Malick bi téyewaale ko mais Boy Niang tey fan la toll ci làmb ji ba pare balaa ngay dugg ci boobu. waaw fi ma toll ci làmb ji mooy boo xoolee combat yi fi wane yëpp suma ay morom laa bëreel. nga bëreel. suma ay morom boo xoolee suma ay morom yi gën a saf ci làmb yi gën a saf ci làmb ji moom laa bëreel. neexuñoo daan ci làmb. parce que bëgg nañ li ñuy def te dañuy entraîné muy Sa Thiès muy Garga Mbossé muy Gouye Gui. bàyyam ñoom sax suñu mag la moom waaw moo tax kon bëri naa sumay morom suma mag laa sama ay mag laa war a bëreel moo tax maa foofu laa toll ci làmb nekk sumay entraînement nekk suma staff di nuyu bu baax mu école de Boy Niang suma papa ak suma course yi yëpp père xeus père lin di nuyu bu baax maa ngi ci ligne boobu say rawaan daal bëgg Géejawaay rek waaw Géejawaay nag moom bala say rawaan la waaw ñoom est-ce que nekk say rawaan ma bëgg en tout cas moom daal day jël 16 bi rek Géejawaay xanaa xamoo ñi ma bëree arène la ñoom mais Géejawaay li ma bëree mbapat est-ce que pour ñu ma bëree arène ah oui waaw parce que seen mbër yu bari bëri naa ak ñoom arène mbapat
ca mbapat ku ci mel ne Pambaay mi Aziz Pambaay bëri nañ Pambaay daan naa ko mbapat Marle daan naa ko mbapat seen course bi ki nga xam ne mooy seen course muy Lamine Goro mi daan naa ko mbapat coach Balla Gaye ma seen junior mi bëri ki dem daan naa ko mbapat kon yow daal géejawaay waaw foofu moom sama alal la sa alal waaw léegi nag géejawaay yi bëgg a dugg nag ñëpp di wax sa diggante ak Balla Gaye amateurs yi plébiscité nañu combat bi am na ñu nga xam ne nee nañu jaadu na am na ñu ne jaaduwul am na ñu ne am na ñu ko ku koy démarché ba fay prix mais ci sa côté la tage alors éclaircissement tungu ni du teew ñuy nataal waaw noonu la lu ma ci njëkk a leeral mooy ne làmb moom ñun ay xale lañu te am na fu ñu toll dañuy bëgg a bëri ay suñu mag comme ni ñu ko waxee rek làmb commencé di ko wax muy tendance bi grand contre petit bëgg nañu bëri ay suñu mag parce que boo xoolee làmb nii ñu wax ko wala ñàkk ko dafa xaw a tëju lu koy tijji mooy suñu ay mag bëri ñoom def nañ ci loo xam ne ñun defuñu ko fi dañuy nangu parce que ñooñu njëkk bëre ñu bëree bëriw na ñoom loolu moom lu jaadu la mais nag làmb moo toll foofu ba pare làmb bëgg ko tool yi tax mu bari parce que làmb ñoo ko bëgg Balla aussi di champion di koo xamante ni ku nekk bëgg na bëre ak moom parce que champion la am na ndoxtu bëre te day wuree ci bëre waaw nit ñi jàpp ne rek bu ñu bëree maam moom war naa mën a neex moo tax coow lu bëri mais ñun dara du tagee ci ñun suma staff maa ngi koy nuyu Abdou Kani suma lépp ak Tafa Kani frère am maa ngi nuyu Abdou bu baax suma relation ak moom du ma fi nekk di wax sax du jeex mooy suma lépp suma grand suma lépp ak suma papa ak suma père Bourkhane ñoom ñoo yor sumay affaire ñu ngi waxtaan ak promoteur nag dëgg-dëgg bu ñu waxee dëgg rek ñuy waxtaan ak ay promoteur Balla Gaye rek lañ lay wax wala am na yeneen yu ñu lay waaw bu ñu juumul nag am na ku ñu wax Balla am na ku ñu wax Gris aussi Gris 2 waaw parce que dafa am Moussa Diop benn internet dafa mel ni li ngay laaj noonu foofu la dugg parce que xam nga gars yi ñoom dañuy seetaan te ñoom ñoo gën a xam alors nee na bu fekkee ni Balla Gaye 2 disponible ndax pare nga pour Gris Bordeaux wala Tapha Tine wala Reug Reug pare naa pour ñoom ñëpp parce que lamb laa fi nekkal booy laa damay bëre aw ma susi ci boobu le fait que keneen laa bëre waaye fixé wu ma ci Balla Balla champion la bëgg nañ bëre moom certes mais aussi fixé wuñ ci moom tey bu ñu la tegaloon ñëpp kan nga bëgg a njëkk a bëreel non ñëpp laa bëgg a bëreel dëgg ñoo njëkk a bëreel bi koo xam ne kii daal mënul ñàkk waaw amul suusi rek ku làmb bëgg rek làmb li ñu bëgg rek ñun làmb lañ fi nekkal daal ñu ngi wax nee nañu Boy Niang Reug Reug combat la amul benn problème Reug champion la ñoom ñëpp ay champion lañ mën nañ bëre ñëpp mais daal ci làmb ñun dañ nekk ay xale am nga plan de non carrière soit wu amateur yi mooy suma choix choix lu waa làmb mooy suma choix amateur yi lu ñu la jëlee yow non la amateur yi yow koy rek non lu ñu la jëlee non amateur yi waaw lu ñu la jëlee ban combat lañ la jëlee amateur yi parce que ñoom ñooy amateur yi ñoom ñoo xam la amateur yi ñoom ñoo xam làmb ñu bëgg waaw mais comme li nga wax ni man pare naa pour bëre champion yooyu nga fi tudd parce que ñoom ñëpp ay champion lañu waaw man champion bu ndaw laa parce que bu duggee ci làmb yàggul ñooñu ay champion yu mag lañ mais ñoom ci ban lañ leen la jël non ñoo ci combat yëpp non mënuñu la gars yi bëgg nañu maag Gris bëgg nañ Tapha Tine bëgg nañu maag Balla bëgg nañ ñëpp combat yëpp combat la alors Bassirou borom Daaru Minam moom nee na Balla Gaye 2 moo daan Modou Lo Lac de Guiers 2 daan Boy Niang numéro 2 léegi waxoo leen Balla Bombardier waxoo leen Balla Eumeu waxoo leen Balla Gris nee na nag Boy Niang na dem xooli ñoom Malick Niang ñoom seen waaw kooku fans Balla la amul problème ñun maa xam ne duñ ci nekk di wax ñun ci làmb lan ne ay xare lañu dañoo def suñu preuve ba yegg si fii te amuñu benn souci di nekk di wax kenn di ko tontu la fait que am na ku ne Boy Niang Malick Niang amul benn problème ñun ay xare lañu ñun daal ay xare lañu làmb xam nañ lu ñu def làmb xam nañ fu ñu toll làmb xam nañ ñu war a bëreel am na ku ne Boy Niang ak Modou Anta bu Thiès combat la waaw ñoo ñëpp ay wax la rek amul benn problème loolu garaawul mais ay làmb la ay xare lañu doo ne ci làmb xam na Boy Niang kan la war a bëreel làmb xam na Boy Niang ban groupe la war a bëreel forcé wuñu dara ku ñu war a bëree dinañ bëree yow ñu ngi suñu ay entraînement lu ñu làmb boole dinañ bëree yow incha allah. yow da nga tëb ne Balla Gaye laa bëgg. ñu jox la Sa Thiès. waaw parce que Sa Thiès moom faw ñu bëre. ñun ba ñuy wax Balla temps boobu ñuy wax Balla. waaw boobu xam nañ Sa Thiès dañ war a bëree. boobu da nga doon làmb rek. waaw ñun boobu xam nañ ko te ñu ngi ci woon parce que Sa Thiès man ak moom mënul ñàkk ku xam làmb. xam ne Sa Thiès mënul woon ñàkk Boy Niang mënul ñàkk. et puis ak objectif bi nga am ak fi nga bëgg a egg ci làmb fallait que ngeen daje. waaw foo ñu régler seen bëre compte waaw parce que maa ngi moom compte moom bu ñu war a régler la. moom mi ngi ci yoon maa ngi ci yoon. day dañ ci buntu bi. te benn caabee fi ne. waaw dañ ngeen ci buntu bi waaw. te benn caabee fi ne te kenn ko tijji. waaw benn taajee fi ne kenn am caabi tijji rek keneen ki xaar. mais da nga dal ci Lac de Guiers 2 indi mu am coow. waaw dama pare ci moom bëreeg Lac de Guiers. Lac de Guiers bu gisee sax mu bëreeg moom. waaw mooy ni bëgguñu woon comme li ñuy daan rek bëgguñu woon toog di xaar
Tarak Dega champion la war nañu mën a bëreeg moom moo ñu jiitu ci làmb moo ñu mag. ñu jël ko bëreeg moom ak coow li ci am yëpp ñu xam ne nii la demee ñu kon ne suñu entraînement di xal leneen. alors Pape Leyti Ndiaye moom nee na man yàlla rek moo tax may wax Modou Lo mooy sama mbër mais Boy Niang am na qualité bu daan Balla ak Modou Lo moo dàq bëri ci booy yëpp mu ni Père Ngagne ak Malick eggaleen ko. waaw maa ngi koy bëggee di ko nuyu bu baax ma ne ko ñun dàq ñu bëre sax waaye moom am nañ tuuti ndoxtu bëre rek boo xamante ni ñun jàpp nañu ñun suñu luñ jàpp nañu amul kenn ku ñu mënta daan ci làmb fi mu toll nii. amul kenn ku ñu mënta daan ci làmb fi mu toll nii. ci làmb ji waaw. kii ñëwaat na mu ni Boy Niang Tapha Tine mooy combat bi. waaw combat bu neex boobu neex na nag combat bu neex la yi fi wax yëpp combat yi neex lañ. waaw alors promoteur yi lay seet si concrètement. lan lañ la promoteur yi moom xam naa ak ban moo gën a sori. ci waxtaan xam naa staff yi ñoo lay gën a leeral. ñoom Abdou yooyu ak ñoom. Père bu xaar waaw dañ ma rendre compte mais lu wax daal mooy. am na ñu bëgg sama combat ak Giri. waaw am na ku bëgg sama combat ak Balla. ak Balla dëgg nag. ñaari daal ñoo gën a fës. waaw ñaari yooyu nag dëgg proposé nañu. ñoo gën a fës ci yow dégg naa Jamaïcain proposé na leen 90 millions ngeen rejeté. déedéet loolu amul. loolu amul. 90 millions bu fa duggoon du génn. non loolu amul dëgg. bu fa duggoon am na loo xam ne information yoo xamante ni. kii Malick bu ñu waxee rek da ngay xam ni loolu amul. waaw Jamaïcain nag dama koy féliciter parce que booy ba am ambition la ndaw la am na ambition suñu frère la. waaye dëgg moom sax mu may seetaan xam na ni loolu amul. 90 millions. bu fa duggoon. du génnaat. noonu la demee ñun ay xale lañ loolu moom mën naa ko wax. ay xale lañ dañuy baremu làmb la Alaaji Malick. loolu barem la. 90 millions fu mu dugg dootul génn. alors waaw 90 millions. fu mu dugg ci jamono ji ak fi làmb ji toll. boo ko jëlul sa waa kër mere la. non boo ko jëlul madame sax booy njëkk wax ni la yow chéri xanaa. ça va pas lii lan la. ayca alors bu ñu ñëwee aussi Balla ci Balla Gaye peut-être tey li xaw a freiné sa combat ak moom sax mooy combat bi nga jógee sa diggante ak Lac de Guiers numéro 2 boobu am nga ci déception parce que c'était le combat bu nga xam ne ñëpp dañ jàpp ni boo ko gañe woon ci anam yu gaaw wala yu leer kenn amatul pour delloo sa avance wala di am looy indi comme prétexte. waaw loolu am na parce que xam nga làmb moom ak nu muy doxee combat bu ne ak nu muy doxee gis nañ mbër jóge ci défaite bëre combat royal gis nañ mbër jóge ci défaite am keneen combat bu na sori loolu yëpp garaaw mais boo xoolee combat boobu ak nu mu mënti demee damaa ñëw indi jom indi fulla indi fayda xeex ak moom bëre ak moom du perse ko yóbbu ko ardo def li ma war a def ci làmb dëgg la nag ba ñu paree CNG jox na ko victoire amul benn problème ñu ngi ko ci félicité ñun ay boy lañu ñàkkuñu dara ci làmb dafa naqaree bëreel mbala nit la ko xam mbër la moo xam waaw dëgg la naqaree naa bëreel naqarewul bëreel parce que champion la ñun moom dañuy nangul ñëpp seen champion mais suñ combat moom nekk na combat boo xamante ni yombul woon ak li ci nekk yëpp ba pare nag moom ku nekk xam nga nu muy bëree neexul bëree daal défensif na tuuti neexul bëree ba pare néewul doole te joxe nañu lu ñu war a joxe yëpp bëree nañu xeex nañu gis na ni làmb ji noonu la demee après dañ ko sant yàlla rek continuer suñu ay entraînement. alors Youssouf Konté mu ni Niang tu as une chance contre Balla parce que c'est un attaquant tu es fort en contre-attaque donc sois raisonnable sur le cachet nee na diggante 65 ak 75 millions buñ la ko fayee jël ko nga sëgg ak moom parce que am nga ay chance pour daan ko parce que seen bëree dafa mel ni opposition de style la ci ni mu waxee. mais moom loolu la jàpp rek ma Balla neexul daan de. Balla day attaqué mais bokkul ak. bokkul ak attaquant yi nga xam ne Balla di super ndaanaan karaw boppam ci wewu tànkam Balla neexul daan parce que miin na làmb bërekat la te tey wure te néewul doole. et puis bëre moom dalay neex comme lu sama grand Mercène wax rek. xamul lu koy gaañ lu ko dul gaañ. borom jom la day ñëw day joxe ba mu jeex. xamul lu koy gaañ xamul lu ko dul gaañ waaw. te day ñëw day ñëw. te yow nee nañu attaquant la. waaw attaquant la moom. même. attaquant la te man ak moom bu ñu dee bëre dañuy wure rek. da ngeen di. wure. mais est-ce que da ngay jéem a dox ci maayanu Balla naan attaquant la da ngeen di wure. sa combat ak Balla Gaye lu ko war a neexal. waaw dëgg-dëgg nag. nekkul ne dañoo war a bëree wala dañoo bëgg bëri ak moom. waaw lu ko war a neexal mais combat bu neex la. lu ko war a neexal lan nga yaakaar. comme ni ko champion yi toog fii yëpp waxee woon. waaw. combat bu neex la parce que Balla champion la. gaynde la de def na lu nekk ci làmb. du daw de. waaw loolu xam nañ ko. xam na ni du daw am na ndox tu bëre te ñeme na. waaye man fi mu toll nii dama jàpp ne. comme li ma la amul benn mbër buy tàkk ngeen bu ma mënta daan ci làmb. Vito l'issue de l'international nee na Boy Niang a fait ses preuves mook Balla c'est un combat logique Mor Ngiraan mu ni j'entends Boy Niang dire que Balla est son grand oui ci palmarèsam c'est Balla mi ngi ko
bon ay morom la ñu daal la bëgg a wax. mu ne ay morom ngeen magante amul seen diggante. waaw moroomu carrière. waaw moroomu carrière. suñu mag la ci làmb nag. 2005 la kii 2008 la. suñu mag la ci làmb carrière garaawu carrière lay doon. suñu mag la ci làmb mais c'est ay tofu la ñuy nekk ay génération la ñuy nekk. mais tey sa taxawaay ci Pikine. sa taxawaay ci Pikine ak écurie Pikine yi. bon gis nañu aussi Balla am na fa ay tànk. et tout yow loolu noo géré kii boobu. te loolu grave parce que ñun géej waa am nañu fay tànk. géej waa am nañu fay tànk. tànk yu jege comme yu Balla yi. waaw dañ fay dem kay ñu teg suñu ataaya am nañu fa ay xarit. ah bon. yàlla xam na ko. te ñooñu dafa sorantewul. waaw Pikine géej waa soriwul. waaw ni mu amee ay xarit Pikine war fa ñëw ñun loolu nañu amee ay géej waa ay xarit yoo xamante ni ñun la ñuy bëggee yàlla xam na ko. alors combat yi ñu lay proposé. ak promoteur yi nga xam ne ñu ngi démarché ce combat. ban période lañ ko war a mun a taxawal parce que on est au mois de février. avril février moom dafa gàtt. bientôt avril ñu nekk dans la dernière ligne droite te yéen seen ay combat généralement préparation bi dafay jël temps am na sax ñu ne CNG réglementé nañ ko ba ne 4 mois maximum war ngeen ci mën a sëgg bëre. mbër moom du préparé day pare. te pare nga ni. moom fekk 2 mois sax pare naa pour bëri. fekk 2 mois ko la joxoon Balla nga jël nga bëre ak moom. bilaay walaay ñaari weer fekk 2 mois pare naa pour bëri. entraînement laa jógee su ko ñëw ci émission bi maa ngi entraîné sax amuñu souci boobu. loolu moom ci promoteur bi lay des rek comme ni ko Balla waxee su ko defee amul taxawoo ko ne bëgg naa. lu mu wax. bëgg naa non dama dégg fii keroog émission bi. lu mu wax mu ne ci promoteur lay taxaw le fait que mu jàpp date bi mu war a bëree combat bi. waaw mais ñun dañuy pare parce que làmb la mooy suñu métier. bu taxawee combat bi ne mois de mai laa ba ngeen bëri xaw ma kan mooy wax parewul demeen pare. loolu daal daas nga fanaanal fi mu ne. non yàgg na mbër bu ndaw day pare. ah mbër mu ndaw kay nekkatoo ko xanaa kay. non mbër bu ndaw la maa ngi profité waa di jaale les deux nag. ok waaw les deux wax nga dëgg parce que maa moom bëree nañu maa ngi koy jaale papaam. Baye Daouda ba ñuy bëre maa ngi fàttaliku Père Daouda ñëw na ci làmb ji ndeysaan. dëgg la maa ngi koy jaale suñu borom xare ko àjjana. lees ndeysaan champion la di ko ñaanal mu ñëwaat ci làmb nag. Assigesta Diouf moom nee na Boy Niang ak Gris Bordeaux loolooy combat bu neex bi parce que nee na combat boobu ay étincelle dina fa génn ndax ñaari xeexkat lañu. Gris pied droit la. pied droit la. comme ni ma waxee rek waaw. pied droit la moom suñu combat man pied droit la moom pied droit la. Balla nag. dañuy jegante Balla pied gauche la. gauche la. Balla pied gauche te day ñëw day xeex. day dox ñëw te day bëre. ah lamb la de. sa waay de dugal dafa mel ni dugal nga gars yi laboratoire ba analyser leen ba toog. gars yi li nga def mooy calcul sax 1 plus 1 égale 2. dugal ma leen ci mat yeeg yooyu. waaw SVT science physique yi. xam naa science de physique yi mun naa am de. mais suñuy gars lañ nekk. waaw dañuy kontaan bu ne ñoom lamb sax dafa war a. parce que ay champion lañu xam nga ñoom bu ñu fi deful woon dara. ñu duñu bëgg bëri ak ñoom. wallaahi. am na ñoo xam ne ñoo ñu mag ci lamb. mais waaye boo ñu waxoon suñu combat ak ñoom duñ ko bëgg. nga ni acam. waaw mais doom dëgg ay champion lay. et puis tàkkusaan yooyu. Gris champion la Balla champion la. ñooñu su ay mag lañ ci làmb Tapha Tine champion la ak deux su ay mag lañ ci làmb. te comme ko gisee rek gis nañ Balla mu dem bu bëri Yaxya Joob Yékini. Bombardier bokk bëri Tapha Gueye. waaw Bombardier ankay sunu mag boobu. mais doo ko tudd. non du ma ko tudd parce que non wala kenn démarché wu ko tudd ko parce que xam nga. mos nañ la ko proposé. amul kenn ku non dëgg amul kenn ku ma proposé. mais nag bomb diisul trop nag bomb aussi. bomb diisul de bomb du ñaar champion la guddi mbuur mais diisul. non diisul dara diisul ñu day xale lan dara diisul ci ñun. Bombardier lu diisee ci géej gi la koy wut. Bombardier ku la ko jox fi mu ne nii nga jël ko. ku ma jox koo ma jox damay jël man damay bëri xale la maa ngi ci làmb ji boobu champion la. champion la kay kenn waxaale wu ko mais fi mu nekk nii doy na war de. non champion la. alors ñu ñëw ci beneen actualité gis nañu percée bi nga xam ne MMA mi ngi koy am déjà Reug Reug war na bëre war na am combat MMA. Belgique. ki nga xam ni moom moo di Bombardier mi ñu tudd léegi moom tamit am na combat MMA. alors MMA. ci biir làmb ñu bëri dañu wax ne dafay rivaliser ak làmb. ñii ni mën na jël aura bi làmb am. mais ñii ni aussi aubaine la pour mbër yi pour ñu am yeneen source de revenu compte tenu fi làmb toll ban analyse la si ñaa di def. mais par rapport ak sport yëpp moom. gëwuma ne am na benn sport bu mën a jël aura làmb. parce que làmb beneen affaire la. MMA dëgg la neex na mais làmb beneen affaire la. waaw te MMA tamit am na solo gars yi pratiquer ko loolu dara ñu ngi félicité Bombardier mi nga xam ne moo ko fi njëkk a pratiquer. di félicité aussi Reug Reug di xam ne ay champion lañ war nañu mën a gis beneen sport mu neex la ñu def ko
te loolu lu jaadu la lu rafet la ñu ngi leen félicité bu baax a baax keneen ku ko bëgg a def aussi mën nga ko def sport bu nice la. bu neex da te sport de combat la. Siteu aussi mi ngi koy pratiquer. Siteu waaw mi ngi koy pratiquer te préparé loolu nice mais loolu amul lu mu yàqal làmb. parce que làmb aura bu mu am dara mënu koo jël football mi ngi fii. te gis nañu bu làmb amee dimanche nga tëgg combat bi nga war a tëgg gis nga stade nu muy mel. teewul même bu football amee ci wet bi sax amul problème làmb moom dérangé wul kenn parce que ñi bëgg làmb ñooñu c'est personnel ñooñu fu làmb ne dañ ko fay fekk. alors am na beneen actualité muy les JOJ les Jeux olympiques de la jeunesse. Sénégal war ko abriter déjà am na benn tournoi de boxe bu mag. bu nga xam ne Sénégal sax moom moo ko war a dalal. waaye tamit pose première pierre. bu stade bu mag bi nga xam ne omnisport bu Diamniadio aussi ñi ngi ko war a amal dans 3 jours président moom moo ko war a teg pose première pierre boobu Sénégal war a am ay infrastructure bu jógee ci JOJ yooyu am na sax ñuy xalaat ni war na mun a dalal Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs les JOJ ñaari défi lañ ci am muy mobilisation bi ak organisation bi mais aussi participation bi ban xalaat la ci Boy Niang non si am na solo bu baax participation bi Sénégal war na ci fës bu baax a baax mobilisation bi aussi bu ñu jëlee dara jox ñu ko war nañu taxaw wane discipline sportive wane jàmm wane salaam teraanga Sénégal bi nga xam ne moo fi ne ñu fësal ko wane ko te am na solo bu baax te gis naa ni qualification par rapport ak boxe bi fii lay amee ñu ma koy lancé sama xaritu boxeur yi centre Sirati ñoom aussi ñu ngi ci ñu ngi leen di ñaanal suñu boom defal leen ci jàmm ñëpp jàpp ci xam nga suñu sport la sport boo xam ne dañ ko indi compétition boo xam ne dañ ko indi Sénégal kon Sénégal da ko war a teg ak ñaar loxo surtout nag ñu wane sportivité wane jàmm ak salaam wane ne fii dëkku teraanga la daal ku fi ñëw rek ñu teral la am na solo en tout cas inauguration bi wala pose première pierre bi ñu ngi koy amal donc le 20 à 15h à Diamniadio le président de la République mooy alxames moom moo koy def le président jël lépp nag teg ko ci loxo le ministre des sports Matar Ba moom mi ngi liggéey main de maître pour mobiliser le monde sportif ñu jëm ci pose première pierre boobu mais mi ngi waxtaan ak toutes les franges aussi yu nekk ci sport pour que les JOJ défi boobu Sénégal relever ko gagné ko lu am solo la ñu ngi waaj a egsi ci cëppaandawu émission bi mais en tout cas Boy Niang fi mu nekk nii ban combat moo gën a sori ci waxtaan bi bu nga xam ne mën nañu jàpp ni xëy na bu ñu jógee fii balaa ñu fiy dellusiwaat mu taxaw waaw incha allah mooy combat yu gars yi bëgg rek maa Gris maa Balla wala maa Tapha Tine rek waaw lu ñëw rek baax na ñun moo amuñu ci problème boobu à part promoteur bi ñu fi tudd léegi muy le jeune jamaïcain est-ce que am na beneen. waaw dëgg-dëgg am na beneen promoteur boo xam ni comme li ma la wax nii moo ñu proposé combat bi. moo leen proposé combat waaye comme mi ngi ci waxtaan nag bëgguñu wax turam daal comme moom bëggee ko noonu. ci wàllu njëkk aussi amul benn. non ñun amuñu souci ci côté boobu. parce que làmb fi mu toll nii bu ñu jàppalewul làmb waruñu def làmb. maa ngi dégg information yi pour dalal gars yi tamit information yi ñuy dégg rek ay Boy Niang dañ ko fay temps bañ loolu information amul. waaw di nga wax pour mu leer sa diggante ak Jamaïcain dañu couleur débat bi mbala yéen ngi ci ba léegi. non moom mi ngi ci parce que moom bëgg na combat bi. kon ñaari promoteur daal ñu ngi ci. waaw Jamaïcain mi ngi ci bëgg na combat mi ngi woo gars yi mi ngi ci négociation yi. ok waaye nag comme information yi gars yi génne di ko wax di ko bind di ko wax pour ñu leeral daal comme am nañu occasion bi sotti ne loolu amul daal. amul benn prix bu ñu fay ñu koy bañ noonu. loolu je pense que leer na sa kàddu bu mujj parce que egsi nañu waaw proposé na prix te loolu xam naa staff bi nañ ci leeral ñaata leen wax ak ñoom ñaata lañ ko wax loolu ñoom xam naa ñoo ci gën a mën a leeral mais daal yàqoowul ci Boy Niang non dëgg làmb du yàqu suñu parce que fi mu toll nii làmb dafa sooxe aussi date yi wax la ko waaw gars yi juillet lañ bëgg juillet juillet lañ bëgg tëgg combat muy Gris Bordeaux war a Balla Gaye ou Tapha Tine ku mu ci doon mois de juillet lay doon waaw incha allah te préparation bi fii lay doon ak bitim réew waaw ñun pare nañ de pare ngeen jarul dem rootiwaat. non pare nañ dëgg nag. ay ci pare nañ nga pare nañ de. non man xool naa la xam naa ne fi mu ne nii tubaarkàlla. pare nañ dañuy doon rek waaye pare nañ. pare ngeen ci ngeen pare entraînement yi wala. entraînement yi non entraînement rek lii pare entraînement rek moo fi nekk. moo fi nekk entraînement lépp entraînement la rek. di des ay doole la rek. mais entraînement moo fi solo mbër bu ndaw da ngay entraîné na pare daal. ayca ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj ci émission bi balaa ñuy tàggatoo en tout cas internautes yi ñi ngi leen di gërëm laaj yi bëri na ñi nga xam ne ñoom ñoo tey dugg ci réseau bi di joxe seen xalaat bëri nañu loolu yëpp nag tolluwaayu làmb la bëgg gu askan bi bëgg làmb mais aussi ku ñu invité moom moo toll noonu muy Boy Niang gars maa ngi leen di nuyu baax ñoom ñëpp ñu nekk internet yëpp maa ngi leen di nuyu supporter Boy Niang yi ak supporter yeneen mbër yi aussi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Pikine bu baax di lancer benn appel muy Jibi
sunu benn boy bu doon ànd ak Ama di ko teetu mu kayam dafa xaw a tafat Balla def ci fan yi yëpp waaw gis nañu Balla def ci sotti ñu ngi koy rafetlu parce que am na affaire yi fu muy toll du ay affaire de Pikine ak yooyu affaire de ñëpp la ñu ngi ñaanal Jibi suñu borom fëgg boppam di wax ñëpp ñu jàpp ci rek ñu ngi ci lancer appel Marème Faye Sall ministre des sports aussi ku ci mën a jàpp rek ñu jàpp ci gis naa tamit parce que Jibi booy bu baax booy bu voilà baax la gis naa aussi Jules Baldé junior waaw Jules Baldé waaw Arona Dia waaw jàpp nañ ci waaw mais fi mu toll nii Jibi nag moo xaw a sonn bu baax xaw a sonn mu daroo ànd ak Ama Balla waaw def na ci sortie bu am solo également waaw woo mbër yëpp de manière nominative woo na Boy Niang woo Modou Lo woo Eumeu Sène ñoom ñëpp nee na leen ñun ñëpp daal nañu seet lu ñu am ñu dajale ko pour jàppale ko waaw loolu am na loolu rafet la parce que ñun ñëpp ay frère lañ Balla nu mu ko defee noonu la ko ñëpp war a defee ñu ngi ñaanal Jibi suñu boom fëgg boppam maa ngi nuyu waa Pikine maa ngi nuyu suma papa Abdoulaye Timbo di nuyu Thierno Ndom Ba di ko béggee bu baax Abdou Kani moom su ma waxee ak moom waaw lu ma wax rek Moustapha Kani ñoo ànd di nuyu ñu may àndal yëpp di nuyu suma papa Mbaye Kane Lo suma papa Mbaye Gueye Faye maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Birane Ndour suma frère la suma xarit la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñu may jàppale su ma limee rek dafay jum sama famille maam Cheikh Rim Dumaan maa ngi leen nuyu suma ay bàjjan maa ngi leen nuyu bu baax waa Jaksaaw di jël nuyoo bi di ko teg ci Mam Ngañ bu baax a baax di nuyu Biram ñi nga maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko béggee di nuyu gars yi may jàppale yëpp su ma limee tafaakaan yi maa ngi ànd ak yow Assane sama mag dégool maa ngi ne Moussa Dessou sama gars yi maa ngi leen bégg bu baax a baax di nuyu suma ay goro waa Tiwaawan ak soxna si waa soxna si waa Njaaw soxna si ak waa këram maa ngi leen nuyu baax waa Tiwaawan loolu am na solo Mansour Diop sama papa mi ngi Italie maa ngi koy nuyu baax di nuyu waa Kër Massar Moustapha Mbengue maire Kër Massar suma lépp la di nuyu sama papa Siré Dia Siré Dia suma papa la suma lépp la di ma jàppale Alsaan nag lay nuyu waaw Alsaan sama papa suma lépp la Siré Dia damay sonn ci man di ma jàppale bu baax ñoom Iba Mbaye nit ku baax la waaw nit ku baax la di nuyu Pape Doumbouya borom Thiès Prestige ko nuyu bu baax a baax merci beaucoup en tout cas mi ngi nuyu ñëpp rek ñi koy jàppale xam nga bu bëggee lim ñëpp sax day metti mais yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen Boy Niang safoo ko ak ñi koy jàppale yëpp di nuyu waa Casamance waaw maman Nene waa Badiari maman Nene ak Diatta maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di bëggee ñëpp di sant ñëpp wax daal da ngay yokk ñaan yi te xam ne bientôt xaftaan bi tooy inchallah moom lañ bëgg suñu ayca merci d'avoir suivi merci donc à toute l'équipe qui nous a accompagnés père ñu joxewaat rendez-vous inchallah altine beneen ajjuma d'abord ajjuma d'abord face à face bi dama koy waaw Boy Niang Siteu mooy coow li Siteu Papa Sow Marius Ndiaye Boy Niang Siteu Marius Ndiaye le 21 Agricash ngay dugal voilà ci Google bu ko defee nga daal di mën a accéder ci yëf yi merci d'avoir suivi ñi ngi leen di sant di leen gërëm ba altine inchallah ci beneen émission beneen arène sénégalaise rendez-vous bi nag vendredi la Marius Ndiaye ak Pape Abdou Fall le grand promoteur